أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci barab bu tedd bi ñu daje ci bis bu tedd bi maanaam ci weer bu tedd bi di am mbégte lool dellu siwaat ci ni ñu ko baaxoo defee saa boo xamante ne waxtu wi jot na ñu dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ngir ñu ànd ak ñun jotaay bi ci waxtaan yu tedd yi nga xamante ne moom la ñu tànn tey jii nag mbokk yi ni ngeen koo xamee ñi ngi dalal ku ñuy wax sëñ Abdoulahi Jaxate sëñ Abdoulahi Jaxate nag ngir xamle tuuti ci ay yëngatoom ak i jaar-jaaram mën nañoo wax ne sëñ Abdoulahi Jaxate mi ngi ganee àdduna ci dëkk bu ñuy wax Louga ci Louga googee nga xam ne fa la ganee àdduna itam fa la dalee am njàngam muy njàngum alxuraanam ci daara ju mag joojee nekk ci kër maam Cheikh Mbay bi mu fa jàngee alxuraan ba am ci lijaasa bi nga xam ne moom la doomu soxna yi di am ci la fa jóge dugg ci école bi nga xam ne mooy Manaarul Huda ci école boobee fa la amee lijaasa bu ñuy waxee BFEM ak baccalauréat gannaaw bi nga xamante ne am na lijaasa yu kawe yooyu ci la dem ci université Cheikh Anta Diop def na fa ab diir ci gannaaw bi ci la fa jóge dem ci dëkk bu ñuy wax Maroc ci Maroc googee ba fii ñuy wax ak yéen fa la nekk ci benn laboratoire boo xam ne doon ab gëstukat ci benn laboratoire boo xam ne day yëngu ci wàllu koom-koomu l'islam foofee fa la nekk tey jii ba ni ñuy wax ak yéen di def ay gëstu ci laboratoire boobu boole koog nag di bind doctorat am comme niñ leen ko waxee ba tey Sëriñ Abdoulahi Jaxate doon na ab bindkat boo xam ne dinay bind ay articles yu bari di ko tasaare ci site internet yi yaakaar naa ñi koy suivre daañu mën a xam yan site internet lay bind doon ab bindkat boo xam ne itam day bind ci wàllu koom-koomum l'islam bokk na ci yi mu bind bu yàggut ci koom-koomu Ila Touba bi nga xamante ne moom la ñuy def moom moo nekk projet bind na ci am na lu mu ci bind ba tey itam ci finance islamique itam bokk na ci ñi nga xam ne itam dañ ciy bind lu bare kon mbokk yi ci tënk sëriñ bi moom la ñu tànn tey ngir mu def ak ñun ci waxtaan wi nga xam ne ci lay yëngatoom jëm te muy ci wàllu koom-koom boo xam ne day jaar ci l'islam maanaam tey ji ñu tànn thème bi di l'émergence économique ci lay waxtaan ak ñun ñuy ñaan yàlla defal ko tawfeex te defal kon xam naa ni ñuy def mooy dañu koy jox kàddu gi ñaan yàlla defal ko tawfeex te defal ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala xayri mab'uusi rahmatan lil aalamiin summa salaatu wassalaamu ala nabiyillahi wa rasulihi muhammadin alayhi salaatu wassalaam mbokk jullit yi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm bu baax ku nekk sa tur ak sa sant di rafetlu bu baax a baax jotaay bi wax dëgg yàlla xëy na mënuma tàmbali te duma am lu am solo lu ma fàttali ci loo xam ne danaa ko def comme seede ci muassasatul Wafa bii nii ndax lu mat ay at a ngi nii man bu mu nekkul Sénégal sax maa ngi koy suivre di gis lu bari lu ñuy def ci nit ñu bari ñu ñuy woo ci këri diine yu wuute ak ci ay borom xam-xam ci fànn yu wuute loolu muy firndeel ab ouverture buñ am ak ubbeeku ci àdduna goo xamante ne wax dëgg yàlla lu jafe la loolu di leen ko sante bu baax ñaareel ba it dekkal ngeen lu am solo loo xamante ne xëy na ci lislaam lu yàgg la loo xam ne xëy na du ma ne sax xaw na naax saay mooy dawrul masjid ndax tey ku xam yenente bi alayhi salaatu wassalaam
mooy ne na jàkka rôle ba mu doon joué ci ay jamonoom tey jii nii yéen firndeel ngeen ko parce que tey yéen a ngi fiy waxtaane ay thèmes yu wuute yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nekkoon mën naa wax ne chef d'état-major moo nekkoon ministre de l'économie mën naa wax ne mooy doon chef du gouvernement lu ci bëree bëri ca jàkka ja lañ ko daan defee kon tey buñ ñëwee suñ boroom ci mbaaxam may ñu kàttan may leen kàttan goo xamante ne yéen a ngi taxaw lu mel noonu di ko dekkal lu ñu leen di mate sante la thème biñ ñu jox nag pour ñu waxtaan ci mooy émergence économique at-tanmiya al-iqtisadiya as-sa'ida min manzur al-iqtisad al-islami mooy ne émergence économique gis plan Sénégal émergent bi ngeen di dégg tey jii buñ ko doon jàngat ci njànginu l'islam ni mu gise koom mën naa wax ne ci loolu moom lañ ko fas yéene jàngate léegi nag ci poñ yi nga xamante ne nii moom lañ bëgg a jàngat ndax plan bi yaatu na yaatu goo xam ne bëri na ay détails mais dañoo xool li nga xamante ne nii moom moo ci ay niqaat assasiya ay points essentiels ñi fas yéene tënku ci loolu comme dañoo nekk ci weeru koor fexe daal ba jox nit ñi loo xamante ne nii ku nekk boo fi jógee da nga am ab yóbbal loolu daal moom mooy sababu suñu ko moom mooy li nga xamante ne incha allah fas yéene na ko waxtaane bu dee plan Sénégal émergent bi ku ne xam na ne dafa tënku ci ñeenti poñ yu essentiel mooy la structuration de l'économie sénégalaise c'est-à-dire que ne taxyir binyawi mooy ne changement radical boo xamante ne nii day laal fépp toucher fépp loolu moom la plan bi nam ma def ba nga xamante ne nii am na ay axes yu mbëgg a aw ba amal ko ñaareel bi mooy le facteur humain mooy côté social bi nan lay mën a taxawoo doomu aadama yi sénégalais yi ba ku nekk sa bokk ci réew mi nga yëg ko noo koy yëgee mooy lépp loo xam ne nekk na koom ci réew mi nga gis ci sa bopp ba nga xamante ne ñi néew doole ak niñ leen war a taxawoo ak képp koo xam ne aajana ñi dimbali ko beneen élan bi mooy côté infrastructure yi fexe ba développer ko ba nga xamante ne nii moom dana indil réew mi koom dana indil réew mi croissance waaw bu am na yeneen facteur lu demee nekk na agriculture kenn mënu koo wax mbay ak càmm ndax boo gisee ci plan bi lu ci am doole la te kenn mënta wax développement Sénégal tant que waxoo agriculture comme loo xamante ne ab levier bu important la pour réew mi mën a développer secteur santé beeg yu bëri ak yu deme noonu. léegi pour ñu dafa man du ma ko def jikkoy universitaire di taxaw ci ay concept ak ci ay définition yu demee noonu ndax loolu ñaare dana jël waxtu te ñaare du am solo waaye plan Sénégal émergent bi ñaare bu leen koy faral di dégg ci ay commentaire wala ci ay ñu ciy bind ñu ciy wax. boo gisee ñu ci bëree bëri lu jëm ci wàllu définition bi déjà posé na leen problème ba muy jël lu bëri ci seen temps loolu dama ko bëgg a éviter ba nga xamante ne nii damay dem directement rek mën naa wax ne songu waxtaan wi mooy ne tey jii buñ bëggoon a xam lan mooy définition émergence mooy ne émergence mooy lan taariful émergence wala mafhum bi dëgg-dëgg bu dee ci arab mën naa wax ne buñ naan émergence économique at-tanmiya al-iqtisadiyya as-sa'ida lañ koy tudde waaw émergence économique nag émergence moo émergence ci boppam benn concept la woon boo xam ne fiñ ko ñu ngi ko baaxee woowee ñi naan pays émergents yi mooy dëkk yi nga xamante ne seeni marchés internationaux dafa amoon benn xusuuba bi benn ñor gi nga xamante ne lépp luñ bëggoon a mobiliser ci wàllu financement rek da leen daan yomb loolu ci boppam foofu la concept bi jóge te loolu ci pays asiatique yi lañ ko gën a xamee comme ay Singapour ay Malaisie ak yeneen yooyu bëri même ay Corée du Sud ak feneen ñooñu ñëpp ay pays émergents lañ leen daan woowee ay jamono. léegi sax weesu nañ émergence léegi ñi ngi ci yeneen weesu nañ étape boobu parce que émergence il faut it ma préciser leen du hadaf laysa hadafan li haddi zaatihi mooy ne nekkul ab loo xamante ne nii fa lañ bëgg a yem rek ne bu ñu yeggee ci émergence rek réew mi dana développé déedéet émergence ab étape la. léegi lii firndeel loolu mooy définition émergence mooy benn coppite boo xamante ne nii day laal fépp di toucher domaine yépp ci côté économique ak ci côté social loolu ci boppam mooy fexe daal ba lépp lu doon nelaw ci côté lu réew mi amoon ci ay levier ci ay loo xamante ne bu ci sukkandikoo mën na cee développer réew mi ñi fexe ba loolu noonu ñi yëngal ko fexe ba jox ko benn vitalité bi nga xam ne da koy am pour réew mi mën a tegu ci raay mooy ne ci raay lay teg réew mi pour réew mi mën a dox.
bokk na it ci li gën a siiw ci lu ñuy woowee moo émergence mooy pays yi nga xamante ne nii dañoo nekkoon ñoo xam ne seen environnement dafa attractif woon c'est-à-dire que ni pour ñu indi ay investisseurs pour ñu investir ci seen dëkk ñoŋal seen koom loolu lu leen yomboon la waaw. léegi nag pour comprendre dëgg-dëgg xam nga dafa am lu am solo loo xam ne il faut ñu bàyyi ko xel mooy ne lu ne romb na fi Sénégal daa ngeen dégg décollage économique dégg ngeen concept bu nekk daal lu ne miin nañ ko développement durable stratégie lu nekk xeetu stratégie bu nekk rek développé nañ ko boo xamante ne ni imposé woon nañ ñu ko. léegi nag pour nga xam dëgg-dëgg émergence li ko tax a jug ak fondamentaux yi ak ni muy fonctionner ak lam namm loolu il faut ñu dellu ci li ñuy tuddee ajustement structurel. Sénégal lu toll ci 1970 ba 80 ana yooyu noonu ba ay 90 ba 80 ba année 2000 presque moom dafa nekkoon ku doon appliquer lu ñuy tuddee les politiques d'ajustement structurel. politique ajustement structurel yooyu li ko taxoon a jug du lenn lu dul fexe ba organiser pays africains yi ñu demee nekk ay Sénégal ak ay Mali ay Burkina ñeneen ak pays yi nga xam ne taxuñoo demee noonu fexe ba mobiliser leen organiser leen bañ mën a fay bor bi nga xamante ne nii lebaloon nañ leen ko tubaab yi ay banque mondiale ak ay FMI loolu dana leer ci kanam. léegi nag li nga xamante ne nii moom moo poussé ñëpp tey jii nii jublu ci Afrique pour investir wala plan Sénégal émergent bu leen déggee milliards yu bëri yi 9000 et quelques milliards yi ngeen di dégg pour ñu mobiliser ko ni mu yombee loolu dafa am lu ko waral. dafa am ay études yoo xam ne banque mondiale da koo defoon ak banque africaine de développement ak ay ONUD ak yooyu noonu dafa am lu ñu tuddee comment dirais-je une croissance globale des facteurs mooy ne dañuy toll jamono yoo xamante ne nii. réew mi foo cuq rek foo taal rek mu tàkk ci ay possibilités ak ay potentialités yu mu am ba tax ñoom loolu comme ñoom dañuy jàngat dañoo xereñ ci loolu ñi gis ne kon avenir bi dafa nekk fii nii. léegi loolu gën a poussé képp koo xamante ne surtout bailleurs de fonds yeeg partenaires techniques et financiers yi nga xamante ne ñoom dañoo pare pour engager wu pour mobiliser wu. ajustement structurel yooyu li ko taxoon a jug moo doon fexe ba pays yi nga ñi wàññi seen dépenses yi duñ politique sociale yi ñi wàññi ko. tey jii nii duñ ndimbal gi ñu daan def ci néew doole yooyu ñu wàññi ko école lañ ci daan tabax danañ ko wàññi poste de santé yi même syndicat yi fexe ba am ci def ci ñoom benn affaiblissement fexe ba wàññi seen kàttan ak yu demee noonu bu ko defee boole ceeg ñi gëmloo état ne ko yow da ngaa war a désengager wu da ngaa war a retirer wu ndax yow sa rôle du di def du di taxawu lépp am na lu ñu naan secteur privé lu ci bëree bëri moom moo ko war a taxawu. waaw ba yow sërul ci lim yam rek mooy yow di encadrer économie bi ni muy mel fekk loolu lépp li nga xamante ne ni moom moo ko taxoon a jóg mooy fexe ba nga xam ne réduire dépense état yi li ñu daan dépenser ci politique sociale yeeg yooyu noonu di tabax ay école ak santé wàññi ko bu ko defee buñ ko wàññee loolu lu ci bëri part boobu noonu ñi verser ko ci di fay bor yi nga xamante ne nii amee tubaab yi amee loon nañ ko demee nag ay amee loon nañ ko tubaab bi demee ay banque mondiale ak ay FMI ak yeneen institution yu demee na ko noonu. léegi bu loolu jàllee ñi gis plan Sénégal émergent d'abord war nañoo xam ñaata ci xaalis moom lañ pare ak plan bi nan la tëdde ak action prioritaire yi nan la demee plan Sénégal émergent boo gisee dañ koo séddale ci ñaari xaat 2014 ba 2018 2018 ba 2023 2023 fa lay yem waaw première phase bi nag mooy plan d'action prioritaire bi ñu koy wax PAP moom entre 2014 la ba 2018 boo gisee 2014 ba 2018 plus de 9685 milliards mobilisé nañ ko ci léegi mobilisation boobu nii la demee boo gisee secteur privé national bi secteur privé bi d'une manière générale 1111 milliards la ci participé boo gisee ressources yoo xamante ne état bi moom moo pare ay ressources additionnelles 1853 milliards ci la topp léegi nag partenaires techniques et financiers yi contribué plus de 2000 lu toll ci 2964 milliards. léegi nag dañoo war a xam pourquoi xaalis boobu noonu ngeen di dégg somme boobu ngeen ngay dégg ak riir googu ngeen di dégg ci plan Sénégal émergent lu tax loolu yomb mobiliser montant bu mel noonu loolu il faut pour ñu xam ko ñi dellu ci benn aspect bu am solo boo xamante ne il faut ñu def ci benn taxaw seetlu mooy ne dañoo seetlu année yii nii depuis 2007 pays africains yi dañoo am léegi possibilité dem fu leen neex ci àdduna bi
lever la leen neex ci fonds pour ñëw financer seen économie yi gannaaw buñ convaincre bailleurs yi nga xamante ne ni ñoom ñoo pare pour financer plan beeg yu demee noonu. léegi loolu nag ñoom it defuñu parce que duñ jël seen xaalis di ko sànni fu leen neex mais dafa am lu ñuy teg buñ ko gisee cim réew bu leen convaincre ñu ne ëcca waaye bu leen convaincreul ñu xool nan la ñuy def bokk na ci succès bi nga xamante ne ni émission obligataire yi emprunt obligataire mooy li nga xamante ne état yi buñ soxlaa xaalis moom la ñuy lancer. loolu presque état Afrique yi léegi ñi ci gënoon a xam mooy Afrique du Sud rek moo doon pays boo xamante ne moo doon dëkk boo xamante ne moom moo amoon possibilité dem ci marché émergent yooyu daat fay di marché bu mënti doon eurobond yeeg yooyu yëpp pour ñëw financer économie mais léegi seetlu nañ ne surtout dëkk yi nga xamante ne dañoo am lu mel ne ay ressources yu mel ne pétrole comme Nigéria wala ku mel ne Zambie ni mu riche ci ay or ak yooyu wala ku mel ne Angola ak affaire pétrole beeg yu demee noonu ñooñu ci boppam it pays tubaab yi jox leen benn gëdd goo xamante ne ñoom luñ soxla ci xaalis rek pare nañ pour jox leen parce que lan moo tax ñoom dañoo am ay ressources minières yoo xamante ne nii saa yoo xamante ne nii bu risque ñàkk a fay amoon ñoom danañ mën a am fuñ ko fàtte wala tubaab yi buñ soxlaa pétrole wala dara pays yooyu jox leen ko. léegi ñi seetlu après 2007 bi nga xamante ne Grèce dëkk bu mel ne Grèce du sax ngeen ñàkk jafe-jafe yi am ci Union européenne actuellement nii ci wàllu borom yeeg yu demee noonu tiit googu noonu Fonds monétaire da koo amoon ak Union européenne ñëw convaincre pays africains yi daan na leen yéen bu leen soxlaatee xaalis bu leen dem ci banque centrale ak yooyu comme kooku moom moo doon al muqridul axir wala al musriful axir moom moo doon pompier bi daal saa yu leen demee ba jàq moom moo leen daan lebal déedéet léegi da ngeen di def neen lii daal Grèce bëgguñu mu dal leen léegi fexe leen ba di dem ci yeneen marché yi di génn seeni réew dem di mobiliser ay xaalis di kii ba nga xamante ne ni Financial Times benn magazine boo xamante ne magazine britannique la dafa spécialisé ci wàllu économique yooyu dafa loolu da koo jaaxal parce que biñ demee ba dëkk bu mel ne sax Rwanda mi nga xamante ne ku ne xamoon na ko ci ni mu ñàkkee woon ba nga xamante ne moom ci ndimbalu tubaab bi la doon dund ak ci yenn partenaires yu doon moom sax léegi day am possibilité automatiquement dem lever montant ba ko neex ci alal ñëw ne day financer ab économie ba nga xam ne ñoom dañ ne le marché est devenu complètement fou ndax ku nekk rek pare na pour lebal ku nekk mooy ne xoolatuñ bu njëkk lañ daan xool ci ay côté ne kii nii est-ce que bu ma ko lebalee risque tel dana ma arrivé wala déet loolu xoolatuñ ko léegi ngeen gis ne kon loolu yombal loolu ñi mobiliser yenn montant financier yi ngeen di dégg loolu mën naa wax ne investisseurs étrangers yi ñoom ñooy ñëw ci suñu réew presque lépp loo xamante ne ni mooy financement ci ay infrastructure wala ci ay projet de développement lu mu mënti doon boo leen gisee ñoom ñoo cay gën a ëpp lañ cay occupé ñoom ñoo cay gën a ëpp part bañ cay am léegi nag danañ expliquer ci biir waxtaan wi finance islamique buñ ko sukkandiku woon comme laytaay wala comme dëgër laay nan la Sénégal ne bu nekk di participer di contribuer ci développement wu dëkkam en même temps la cay génn ci ay retombées ak ay revenus nan la koy jariñe moom sénégalais boobu malheureusement boo gisee financement bi ay investisseurs étrangers kese ñoo ko financé te li nga ko financé mooy prêt à intérêt mooy lebal boo xamante ne nii dafa aju ci riba ci loolu it danañ ci expliquer bu baax a baax riba i'jaz qur'ani bi nga xamante ne mi ngi ci riba ak ñun Sénégal loo xam ne ñoo koy dund suñ koom bu demee ba tardé li ci riba contribuer te loolu lu ñu suñ borom waxoon la après crise bii nii la ko ñu bëri di doog a comprendre ci ay économistes muy loo xam ne danañ ci dem ci suñ biir waxtaan. léegi nag dafa am ay risques léegi dafa am ay étapes yoo xamante ne nii plan mooy ne li ngeen di dégg naan club consultatif de Paris loolu bailleur de fonds yi wala partenaires techniques et financiers yu réew muñ dem pare pour financer leen dafa am ay étapes ay procédures ak ay conditions yu ñuy teg d'abord dañuy li ngeen di dégg ci ay milliards noonu du xaalis bu ñu dëkkee seegul de dafa am ay étapes dafa am lu ñu naan l'envoi des missions d'identification ay missions la ñuy envoyé yoo xamante ne ñoom dañuy ñëw càmbar saytu projet yi nga xamante ne yow pare nga pour investir ko bu mission identification yooyu jàllee dafa am ay mission de préparation élaboration ak évaluation ñooñu ñoom ñooy préparer loolu di ko évaluer di xool di ko càmbar di xool lépp loo xam ne comme risque la rek fexe ba nuñ koy dindee. am lu ñuy tuddee étude de faisabilité buñ ko waxee mooy ci wàllu koom fu mu mënti doon muy commerçant bi gën a ndaw sax da koy soxla mooy ne balaa ngaa dugg ci benn projet da ngay xam lii nii lan la ma mën a jural ci rentabilité parce que man capital bi ma teg
teg naa nangam lan la ma mën a jural yan risque laa ci mën a am environnement bi ma nekk ak part de marché bi bu dee ci côté domaine commercial wala dara bu dee ci côté infrastructure est-ce que projet bii nii am na impact socio-économique ndax est-ce que dana jariñ askan wi ak koom bi ndax réew mi soxla na ko dëgg-dëgg affaire yu demee noonu. après nag beneen étape bi mooy dañuy négocier conditions d'emprunt yi ñuy def mooy ne foofu noonu ci la ñuy joxee ay taux d'intérêt yoo xamante ne nii soit mën naa nekk taux d'intérêt yu ngand mën naa nekk taux d'intérêt yu wàcc donte fii ñi ngi gëmloo nañu fii ay préconcessionnel la c'est-à-dire ay taux d'intérêt yoo xam ne dañ koo négocier daal amul benn problème lu raisonnable la wala sax mën nañoo gëmloo nañu ay 4% 3% yu demoon waaye ba tey foofu danaa wone i'jaazul qur'aani fii tahriimir riba même sax bu fekkoon ne faida bi intérêt bi dana nekk 1% nan lay yàqe après yenn conséquences néfastes la am ci économie ci koomu réew mi. Dernière étape bi nga xamante ne dafay am souvent mooy ne appel d'offre bi souvent boo gisee projet et plan Sénégal émergent bi projet yu bëree ñi ko gagné duñ ay bokkuñu ci secteur privé national bi la plupart ay étrangers loolu dafa bokk ci suñu condition buñ lay lebal seen xaalis dañ la naan ñun ko dañuy indaale suñuy expert ñun ko dañuy indaale suñuy ingénieur ñun ko dañuy indaale suñuy ñoo xamante ne nii li nga bëgg ñun ñoo la koy defaral ba nga xam ne yow sa réew du ci am lu bëri. Deuxièmement même côté lépp loo xamante ne bien la wala service boo xamante ne ci matériel la wala loo xamante ne ni infrastructure da ko soxla la plupart day nekk lu ñuy importer la plupart. léegi nag ñu ñëw ci loolu yan maxaatir la am ci ñun waxuma sur le plan économique de mais même sur le plan social sur le plan éducatif sur plusieurs plans yu bëree bokk na ci la plupart mooy ne buñ ñëwee bailleurs yi conditions yi ñu lay tegal yoo xam ne kenn du ko wax nag kenn du ko wax. parce que loolu du lu ñuy wax la plupart ci seen biir lañ koy lijjanti mooy accaparement des terres mooy dañ la tegal ne la ñun kat pare nañ pour financer la nangam waaye kat comme mbaan wala feneen ak feneen foofu neex naa bay araad yi xis ba la foofu noonu ñun kat pare nañ nga jox ñu fa tant d'hectares yoo xamante ne dañ koy bay wala soit seen biens yi nga xam ne moom la ñuy ñëw pour réaliser yenn projets yi yooyu bu ñu koy importer di ko indi Sénégal fii taxe de douanement yi wala lu jëm ci impôt yo taxes yeeg yooyu taxe douanière yi loolu lépp duñ ko fay di nga leen koy jéggal. même côté sous-traitance bi parfois da nga nekk benn entreprise bu spécialisée ci wàllu tabax masalan nga soxla ko côté peinture wala côté nangam ak nangam la plupart ñoom côté sous-traitance boobu noonu seeni entreprise bopp lañ koy attribuer. bokk na ci it loo xamante ne wala yaazu billah yàlla bu mu am mooy liñ naan légalisation de l'homosexualité mooy ne tiit la goo xamante ne am nañu ci am. que ne parfois da ngeen dégg ñu koy faral di ruuma daal waaye am na ñoo xam ne conditionnalité yooyu noonu conditions yi demee noonu dañ koy faral di tiit parce que capable nañ ko dama ciy joxe benn exemple rek gis nga états généraux de l'enseignement boo xamante ni depuis 1981 la états généraux bi njëkk avant états généraux bii nga xamante ne daaw rek lañ ko doon doog a def boobu noonu recommandation yi dañ ko yóbbuwoon club de consultatif de Paris ci 1984 biñ demee bailleurs yi dañ koo bañoon a financer lan moo tax parce que boobu enseignement religieux da cee bokkoon. ba 2009 su ma juumut nguur gi fi nekkoon ñoom ñoo mujj adopté loolu kon loolu bokk na ci loo xamante ne nii ci maxaatir ci risque ak danger yi nga xamante ne nii yenn institution yi di financer sa économie da ciy am parce que ñoom bëgguñoo perdre contrôle moom dañ lay nag fañ la daañ nag toujours ne la nag ci suñuy waaw rek ngay dem. foofu sax danaa fi préciser benn affaire parce que lu jëm ci wàllu réalisation infrastructure yooyu bu leen seetloo dañ naan secteur privé national bi 20% lañ ko ci jox 20% du dara 80% lépp ay entreprises étrangères lay doon lépp 20% xoolal fii Sénégal ba Sénégal di tey ba léegi li fi nekk ci ay entreprises li fi nekk ci ay ingénieurs nangam ak nangam ñi dem ba tollu fii tey yaakaar naa 54 ans d'indépendance. suñu secteur privé national mënuñoo financer yenn infrastructures yi léegi ñu ne leen yéen 20% kese lañ leen jël loolu xam ngeen ne lu doy waar ba sax am na ay études yoo xam ne dañ naan même sax sa secteur privé national bu nekkee 10 fois plus cher ba pare techniquement bon sur le plan technique moom nga ko war a jox parce que secteur ba lu mu bon xaalis ba dana nekk dana des ci biir réew ma dana créer ay emploi dana contribuer lu bari ci wàllu développement économique. léegi nag loolu ab présentation la woon léegi. danaa préciser benn affaire bu am solo loo xamante ne ci plan bu mu mënti doon économique rawatina dañ koo war a bàyyi xel dafa am lu ñuy tuddee ay muqawimaat wala ay shurut dimniya yoo xamante ne nii waddaa iqtisaadi wala réew mu nekk situation économique am dafa am lu ko caractériser
doomu aadama yu fa judd dañoo am seeni réalité socio-culturelle yu bokkut ak feneen ba tax lu mel noonu boo ko dénkee ay nit ñu bokkul ci sa réew ñu xamut sa culture ñu xamut sa pas-pas ñooñu ci anam bañ gisee lu noonu lañ koy nase looloo ñu dal ci plan bii nii parce que boo gisee ñi ngi ko confié tey duñ ay sénégalais benn cabinet McKinsey boo xamante ne nii États-Unis la basé wu ñoom ñoo jël plan bi ñu jox leen ci ay 2 milliards et quelques alors ay sénégalais boo demee Gabon émergent xawma ban dëkkati am na sénégalais boo xamante ne ni presque mën naa wax ne moom cabinet ci boppam moom moo réalisé plan boobu noonu ak ñeneen ñu nekk fi parce que jamono yooyu dégg ngeen ku nekk di wax di kaas naan pourquoi lii joxuñu ko wala diw taxaw ne man mën naa ko wala nangam xam nga loolu problème la ci bokk na ci léegi nag ci plan bu mu mënti doon dafa war a am laytaay goo xamante ne ni moom la war a dëgër laayoo te loolu danaa ci joxe benn exemple ci li ñuy tuddee les miracles asiatiques mooy pays comme lu demee ne que ay Singapour ay Malaisie ay Corée du Sud pays asiatiques yooyu noonu dafa am danaa expliquer benn exemple boo xamante ne lu reeru lay doon après indépendance juste boo gisee dañ naan revenu par tête d'habitant mooy ne par tête d'habitat pardon réew mi koom li fi nekk ci koom bu ñu ko séddale woon nit ñi fi yeewoo ñëpp ku ci nekk li mu war a am Sénégal dañoo seetlu woon ne presque am na 700 dollars lu toll ci $700 bopp bu yeewoo ci réew mi lu toll noonu bu ñu séddale woon koom gi nekk ci réew mi mën nga koo am bu dee pays asiatique yi nga xam ne ñoo leen rawoon ci jamono yooyu noonu ñoom 713 astafurlah bu Sénégal pays asiatique yooyu ku ci nekk $700 nga daan am mais tey ji après 41 ans ñeent fukki at ak benn boo jëlee réew mu mel ne Singapour gis nga tey boo gisee seen revenu par tête d'habitat bi nga xamante ni ñoom sax moins de $700 lañ amoon $512 lañ amoon tey revenu boobu boo ko xaymaa tey dana toll ci lu ma juumut waaw dana toll $512 waaw $512 jamono yooyu boo ko multiplier par 500 francs CFA day nekk 250 000 francs ci jamono yooyu loolu tuxu jóge 250 000 dem ci $56 000 28 millions par tête d'habitat te ñun suñ $700 yooyu ñu amoon dañ naan 13 points wàññeeku na ci léegi nag ñu ne lan mooy asbaabu hadhihi al-furuq lan moo waral différence boobu entre ñoo xamante ne ba ñuy doog a départ ñoo leen ëppale woonu tuut tey jii ñi dem ba 40 fois wala 30 fois liñ am léegi nag loolu ci boppam dafa am benn mbir mu ci laxasu mooy laytaay loo xamante ne nii ak fuñ sukkandiku ba tabax seen koom ay muqawimaat la wala ay murtakazaat yoo xamante ne nii plan bu mu mënti doon mënta ñàkk mu def ko muqawimaat yooyu du lenn lu dul liñ naan ashurut an nafsiya wa muassasaat nafsiya saqaafiya mooy dafa am lu ñuy tudde ay valeur ak ay éthique ak ay fondement yoo xamante ne moom moo tabax suñ société ay valeurs socio-culturelles ay côté valeurs yoo xamante ne suñu diiney l'islam suñu pas-pas moom moo ñu ko jox pays asiatique yooyu foofu lañ ñu rawe boo demee fu mel ne Singapour Lee Kuan Yew danaan la mooy jiite na fa réew ma presque moom lañ naan père moderne du fondateur astaghfirullah père moderne di Singapour développé moom presque boo xoolee moom mooy ki nga xam ne fii Singapour toll tey moo ko fa yóbbu danaan la ñun soxlawuñ li ñu FMI di dicté banque mondiale wala dara ñun dañoo am suñuy valeur suñuy réalité li nga xamante ne moom lañu manuel économique yi ak li ñu FMI di wax loolu ci boppam ñun gëmuñu ne moom moo ñu mën a développer ñun dañoo gëm ne dañoo am ay valeur asiatique suñ valeur asiatique yooyu ñun ci la ñuy sukkandiku pour tabax suñu réew moo tax fi mu toll nii ñoom ñi sukkandiku ci loolu ba ñu leen di tuddee les miracles asiatiques ba nga xamante ne liy firndeel loolu ci 10 dernières décennies yi nii dañuy seetlu ay études yoo xamante ne ni ñu seen xam-xam màcc ci wàllu développement économique dañoo def jàngat di xool naan mais furuq yooyu mooy ne décalage boobu noonu entre am pays yu développé yi ak pays yu sous-développé yi lan moo ko waral dëgg-dëgg mbir mi fan la war a tegu après ñu gis ne dafa am lu ñu naan al anasir ad daxiliya wan nafsiya wal ijtimaiya was saqafiya yoo xamante ne dëkk yooyu noonu ci lañ sukkandiku pour tabax seen réew
même ak anasir saqafiya al ijtimaiya. léegi ñun suñuy réalité socio-culturelle supposons fii bu ñu nekkee Sénégal nan lañ ci mën a sukkandikoo nan lañ ko mën a opérationnaliser ba def ko mu nekk loo xamante ne nii day mën a nekk lu mën a suqali suñ koom. léegi nag foofu noonu dafa am lu ñuy tuddee awaamil nafsiya ad-daxiliya as-saqafiya al-ijtimaiya du lenn lu dul benn changement sociaux et mentaux boo xam ne day am ci population bi boo xamante ni changement boobu moom mooy tax développement mën a am moom mooy conduire développement moom mooy tax richesse bi ak production bi di yokk. léegi nag ñun ci li ka jullit comme l'islam dëkk Sénégal ak li ñu yàlla baaxee ci ay mag ñu baax ñoo xamante ne nii sofuñu dara dañoo sof rek presque li fi yenn sens la bàyyi woon ci ay xiyam islamiye ak loo xamante ne buñ ko lëkkalee ak suñu environnement nan lañ mën a amee ñu nit suñuy fondement institutionnel ñu nit def ne comme pays asiatique yi pour développer suñu réew. boo jëlee xiyam yi dama ci joxe quelques exemples rek lu demee ne que mas'uliyatul istixlaaf lu demee ne que liggéey ci jaamu yàlla la bokk fi mu doon wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun yaa ngi dégg tey jii nit jullit bu mu mënti doon mënta jaamu boromam li fiig amul lu mu mën a dunde lu mu mën a taxawee ba loolu kon day dugg ci cadre maa laa yatimul waajibu bihi illaa bihi fa huwa waajib. yaa ngi dégg li Serigne Touba da koy faral di wax naan ab jaamu yàlla dafa war di lekk lu lew ndax loolu jëfam yi muy def bu lekkul lu lew liggéeyam boobu duñ ko nangu. kon lu mel noonu dañuy woo ci liggéey ci di ñoŋal suñu alal ak suñu koom ci anam boo xam ne dana dëppoo ak l'islam. moo tax imaamu Shaatibi danaan al insaanu mukallafun bi ibadati dayyaan bi iksaabin fil qulubi wal xawaas ma daamat xayaatuhu walam tatimmu xayaatuhu illa bi dafa xaajaatihi min al maakili wal masharib. nit dañ ko suñ borom da koo sant pour mu jaamu ko te mënta jaamu suñ borom lim soxla ci lekk ak naan mu fàggu ko ba jëfandikoo ko ba mën a jox li ko suñ borom laaj. léegi nag valeur yooyu noonu xam nga àdduna bi léegi lépp dañ ko def mu nekk lu matériel nit ñi gëmatuñ lu qualitatif mais lu quantitatif lañ gëm. tey jii boo gisee yaa ngi dégg revenu global yaa ngi dégg croissance économique yaa ngi dégg lu nekk ak lu nekk ba yenn économique yi ba yenn économistes yi ku demee nekk Amartya Sen ñoo xamante ne am nañ benn conscience bi nekkat dañoo war a moraliser économie mooy ne côté moral dañ koo war a di boole ci analyse économique pour di mën a xam yenn asbaab ak yenn mbir yi nga xam ne moom mooy xew ba tax moom am na sax yenn indice yu mën a développer waaye man indice bi ci gën a am important boo xamante ne nii année yi début 3 ans indice boobu mi ngi am mooy an index boo xamante ne nii ci wàllu économie islamique lañ ko développé ci université George Washington boo xamante ne ku ñu naan Hassan Ashkari boo xamante ne origine iranien la ak beneen xaritu professeur am dañoo jël 115 mabda yoo xamante ne dañ koo istinbaate ci alquran ak sunna yoo xamante ne nii xiyam alxamal wal intaaj ci yu ciy waxtaan jël dasa ay constitution pays monde musulman bépp ak yeneen yu dul pays yoo xam ne du ñuy jullit dëppale ko ak li nga xamante ne nii xiyam islam yooyu philosophie du travail bi nga xam ne l'islam moom lay joxe ak économie ak xusnu tawzi'a sarwa mooy ne distribution équitable des ressources ak affaire yu demee noonu ak respect des droits humains xool daal ay mbir yu am solo yoo xamante ne nii mënta ñàkk ci réew pour mu développer mënta ñàkk it ci humanité bi ni mu ko soxlaa biñ ko jëlee dëppale ko ak constitution dëkk yu bëri ak doxalinu dëkk yu bëree bëri dañoo gis ni pays yi nga xam ne ñoom ñooy pays jullit ñoom ca njobbaxtal la lañ nekk dañoo nekk ca suuf pays yi nga xam ne du ñuy jullit ñoom ñoo gën a respecté ay droits humains yi ñoom ñoo gën a fonk waxtu ñoom ñoo confiance ak lépp loo xamante ne ni al isra ila al amal ak diqa fi l injaz wal failiya wal raghba fi ziyada al mustamira fi l intaj valeur économique yi nga xam ne moom la l'islam di woote di promouvoir pays yooyu dul jullit ñoom ñoo ñu ko gën a respecté mooy pays scandinave yi comme ay Irlande ay Suède ay Danemark pays yooyu bi étude boobu génnee ñoom la jox faveur boobu noonu ba nga xam ne pays jullit yépp du caagin ne fu ëpp yi soorool wala fu ëpp yi noddukat index boobu noonu indice boobu noonu afwan moom moo ko tax jóg déedéet indice bi day xool dëkk boo xamante ne développement bi nga xamante ne même bu dul l'islam développement rek te l'islam di ko woote ñan ñoo gën a nekk ca yoon woowu noonu surtout ci jànginu l'islam mabaadi ak xiyam islam yi presque boo gisee pays jullit ñi dañoo nekk ca mujjantal ga léegi nag loolu noonu boo gisee li l'islam di woote lépp ci ay xiyam ci wàllu intaaj ci wàllu diqa fil injaz al wal fa'aliya
al wafa al amaana as sidq ak at taawunul munti yooyu yëpp boo gisee am na suñ mbokki yeneen dëkk yoo xam ne ñoom ñoo ñu ko gën a respecté moo tax tey ñoo ñu gën a développé mooy miracle asiatique yooyu pays asiatique yooyu ma leen doon limal sànq yaa ngi dégg. bi ci njëkk ñaareelu kii boobu noonu mooy dama leen di jox rek benn exemple ci philosophie mouride boo gisee tey ci liggéey importance bi mu am ci yoonu mouride ba nga xamante ne nii mën naa wax ne mooy li nga xam ne moom bokk na ci ponk yoon wi nit ki bu nekkee taalibe wala lu mu mënti doon pour mu matale dëgg-dëgg taalibeem il faut mu dem jàngi alxuraan ci sëriñam ñi jàngal ko ay métier ñaareel ba it ñi tàggat ko ci àdduna def ci moom ay jikko xamal ko mu mën di tenir am endurance am lu bëree bëri yaa ngi dégg loolu noonu dafa nekk lu am solo ci wàllu liggéey boo gisee moo tax tey bawal yi niñ leen di ràññeelee fu bëree bëri wala surtout sax ci koo xamante ne nii damay joxe exemple dafa nekk sëñ boo xam ne dafa sukkandiku ci mbindum sëñ bi sëñ Touba respecté ko di koo xam ne day jàngee xasaayid waxuma jaani aatifi ruuxi bi xasaayid di def loolu dama koo technali dama leen di jox benn exemple rek gis nga administration bi boo fa demee foo mënti dem ci Sénégal am na ñoo xam ne boo gisee seen apparence rek ni ñuy doxalee ak ni ñuy kii yoo noonu rek ñoom ngay gën a am confiance te boo duggee ñoom ci liggéey wala ci dara doo am lenn lu la ca metti damaa jëlale jaani bi ruuxi aatifi wujdaani bi xasida yi di def ci nit de mais même ci côté yar giñ leen di yar ak ci côté bi nga xam ne mouridisme ni muy tàggate ay dongaam loolu da cee nekk lu am solo te loolu benn aspect la boo xam ne réew mu mel ne Sénégal côté boobu noonu buñ ci sukkandiku woon lu bëree dana mën a dox ba nga xam ne les miracles asiatiques ñi ñuy woowee léegi du lenn lu dul ay valeur ak ay éthique kese de du lenn lu dul loo xam ne danaa ko fésal ci kanam lu leer dama leen di jox benn exemple boo xam ne valeurs yi ak mentalité yi am na ko importance ci wàllu économie dëkk bu mel ne ay Haïti dañoo jëloon 12 ouvriers haïtiens jël à la place de 12 ouvriers allemands échanger leen bi ñu leen échanger 12 ouvriers allemands yi dem Haïti benn simulation la woon bi ñu seetloo 12 ouvriers allemands yi dem Haïti liñ produire mat 12 fois li haïtiens yi doon produire haïtiens yi moom seen 1% bañ doon produire weesuwuñ ko léegi nag gars yi na xool ne facteurs yi lan la biñ ko xoolee dëgg asbaabul furuq du lenn lu dul ay muassasaat yoo xamante ne nii ay culture ay valeur ay éthique yoo xam ne dafa war a animer doomu aadama bi loolu dafa nekk ci allemand yi te nekkul ci haïtiens yi loolu ci boppam moom la asiatique yi am pays yi même tubaab yi danaa leen jox benn affaire gis nga tubaab yi nii développement bi nga xamante ne nii capitalisme am na ko ak pays occidentaux yi du rek ci ay xeer ak i tabax ak yii de gannaaw loolu ay doomu aadama ñoo ca nekk ñoo xamante ne dafa am ay culture ak ay valeur Max Weber da koy wax sociologue allemand la woon boo xamante ne danaan éthique progressiste du protestantisme telle que valeur de travail ak promotion de la culture du travail ak essence religieuse di capitalisme moom mooy li nga xamante ne ni gannaaw yàlla mooy laytaayalu développement bi nga xamante ne ni Occident bi am na ko mais loolu ku ñu koy wax ñun saaga la war a doon ci ñun ku mel ne nit ñu mag ñu baax ñi ñu yàlla baaxee ak suñ turaas islam yi li fi nekk ci loo xamante ne buñ ci sukkandiku woon nim ñu mën a développer kenn xamul lu mu toll mais dañ koo sàggane. boo gisee ci l'islam yenn bi sallallahu alayhi wasallam valeur dañuy woo ci ay valeur pour ñu respecter ko lu dema nekk ittiqaan inna allaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yuttaqinahu yaa ngi dégg loolu ci côté qualité la ñuy woo ci lépp lu ñuy produire yaa ngi dégg te loolu fi mu ko doon waxee mooy bi ñuy suul doomam Ibrahim te boobu bokk na liñ naan ci la yenn bi sallallahu alayhi wasallam gënoon a triste te loolu ñi mu ko doon wax sababu wurudil xadis ba mooy ña doon gas kàmb gi ñu doon gas ak Ibrahim di ko defee ci anam boo xamante ne nii ittiqaan amu ca xawuñu koo respecté ci la leen ne inna allaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yuttaqinahu nga gis na kon l'islam ci boppam dafa woote dañoo woo ci valeur ñi respecté valeur du travail yooyu même sax boo gisee tey ji fu ku mel ne John Fitzgerald Kennedy danaan la nit ki nga xamante ne nii dafa nekk ab bale di bale ci dëkkam yow sa responsabilité nekk di bale yow fexeel ba nekk nit ki nga xam ne yaay balayeur bi gën a baax bi gën a mën a bale ci àdduna bi
mais l'islam valeurs yooyu dañ ceewoo ba tey imaatatul aza fi tariqi sadaqa ak inna allah yuhibbu iza ahadukum amila amalan an yutqirahu ak yeneen valeur al diqqa fil mawa'id ayatul munafiqi salasa iza hadatha kadhaba wa iza wa'ada aflaha ak yeneen ñaareel ba valeur yooyu noonu dafa am importance ci économie ba nga xamante ni kenn waru koo négliger. dafa am lu ñuy tudde ci lépp loo xam ne dañ ciy projeté pour avenir futur dafay baax ñi am lu ñuy tudde ay valeur ak ay mentalité société bu nekk ñi bàyyi ko xel ndax loolu dañuy jàppale loolu ci projection future bi ñuy def rawatina ñun ci suñ plan Sénégal 2023 bii nii valeur yooyu dañ naan dafa am benn doole benn force résistance boo xamante ne nii une fois rek ñi actionné valeur yooyu noonu valeur yooyu di dox yeewu ci nit ñi bu boobaa sur le plan de la rentabilité li nga xam ne moom lay jur ci koom kenn xamul nu mu toll ba nga xamante ne dafay am benn effet démultiplicateur énorme ci économie loolu dafa am importance ci valeurs yooyu ba nga xamante ne nii dañ naan réew mu nekk xeet bu nekk da ngaa am benn échelle boo xamante ne yow da nga faa tartib say axlaaq say valeur ak say éthique yi nga xam ne moom moo la tënk da ngaa am ay principe am ay soxla boo gisee arab yi shajaa ak karam pourquoi mu nekkoon loo xamante ne nii lu ñu xamoon la ci ñoom mooy ne sahara ba désert ba dafa metti woon amuñu luñ dunde ba ci ay garab ak yu demee noonu bay bëriwu fa woon dëkk ba metti booleeg tàngoor ba nga xamante ne shajaa ak karam googu noonu ay xiyam la yoo xam ne dañ ko daan boo gisee ci chanrul jaahil yi sax da cee bëri dañ ko daan promouvoir ci ñoom pour ñoom ñu approprier ko ba nga xamante ne nii dañuy am force ak courage pour seen jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel pour ñu mën koo teggi en même temps karam boobu noonu di wëlbatiku ku ci am dara nga jëm koo tas ñeneen ñi kon ñooñu dañoo fekk ay défi ñu transformer ko mu nekk ay opportunité yaa ngi dégg dama leen ci jox benn exemple boo xam ne Sëñ Tuubaa radiyallahu anhu da koo defoon dafa ab te loolu lu njëkk sax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo appliqué bi muy doog a ñëw ci Madina dafa ñëwoon fekk marché bi ci Madina yahud yi bëri fa presque boo gisee sax baatu mihna ci arab ci foofu la jóge mooy ne dañoo imtihaanoon doyadaloon yenn xeetu liggéey yi ndax ñoom arab yi dañ ko ëppoon def daal parce que ñoom ku ne xam na sharaf ak kii boobu ni mu amee woon ci ñoom importance léegi nag am xeeti liggéey yoo xamante ni ñoom rek ñoo ko daan def yahud yi ko daan def yahud yi occupé économie marché bi yenn sens la ma aqliya boobu la jël changé ko ci saxaaba yi ba nga xam ne tey boo gisee ñenn ñi dañoo dem nekk ay coiffeur di wat ñenn ña nekk ay agriculteur ñenn ña nekk ay commerçant ba nga xamante ne foofu yeneen bi dañoo parce que moom ci boppam moo ko njëkk a wone moom moo daan ay dàllam moo ko daan séeréel boppam bu yërëm daan xotteeku moo ko daan ñawal boppam moom moo daan rootil boppam Sëñ Tuubaa fekk na situation bu mel noonu am parce que ba léegi sax xëy na mi ngi résister mais dama ne ñàkk a dégg loolu noonu moo tax mbir ma di am ba léegi mais buñ ci sukkandiko woon tey ci wàllu koom danañu jural lu bëri mooy lan mag ñi nga xamante ne nii dañoo xawoon a mag dafa am ñaari mag yoo xamante ne kenn ki da daan jàngale alxuraan kenn ki dañ koo xamee woon ci wàllu uudeeg yooyu mu jël ka daan jàngale alxuraan teg ko palaasu ka daan ëw su ma juumut jël palaasu kenn ka teg ko palaasu jël palaasu uude ba teg ko palaasu kay jàngale alxuraan foofu noonu mu jox ñu fi benn exemple bu am solo que ne liggéey amul lenn lu l'islam di soofantel amul lenn lu islam di ñàkkal fayda liggéey la ñàkk mu leew la loolu noonu tey boo gisee ñàkk koo respecté moom moo waral tey ba fii ñu toll nii nga gis xeetu liggéey yoo xam ne dañ naan uude ab xeet la ñuy doon ñay tëgg ab xeet la ñuy doon ñay defar nangam ab xeet ñay defar nangam ab xeet la ñuy doon te pays boo gis mu développé ci àdduna bi amul loolu gis-gis boobu noonu amul ba nga xam ne tey ñun suñ dàll yi ñuy sol balaa mu ñoo neex ñu ne dàllu italien la kon ñoom ñi ngi sol loo xamante ne nii ñoom ñoo koy defar te ñun mënoon nañ koo defaral suñu bopp waaye ay yenn réalité yoo xamante ne nii moom moo ñu gàllankoor ci loolu moom moo tax doxut loolu lu ñu war a bàyyi xel la même boo gisee pays yi développé tey gis nga tey jii ku nekk ci ñun man loolu damay metti ku nekk ci ñun gëm ne lu tax ab tubaab gën laa respecté fonk waxtu gën laa dàq mën a jox ak xam liggéeyam ak yeneen gën laa nekk koo xam ne boo séqoon ak moom dara yow ñun dañuy gëm ne daal tubaab mooy ci gën a xaaj lan moo tax loolu te pourtant loolu ñoom exemple bee ma leen jox comme ci cas boobu ma leen jox ci côté noonu Sëñ Tuubaa jëflante yoon ñaari taalibe yooyu noonu ñoom ci seen bopp dañoo gisoon ne comme seen dëkk dafa metti woon ñun ñoo leen tane woon ci lu bari
am na ñoo xam ne seen i dëkk ay xeer la woon amuñu woon ay ressources naturelles yu bëree bëri yaa ngi dégg Chine am na seen koo xamante ne ab xissa xayaaliya la c'est fictif sax du dëgg moom dañ leen daan Yu King la tuddoon dañ leen a gëmloo booy jàng boo nekkee gone gone di jàng ci primaire dañ lay gëmloo ne la seen maam mañ doon wax Yu King kët dafa fekk am montagne boo xam ne xeer la mu transformé ko def ko or c'est que foofu dañ leen a gëmloo ne leen défi bu mënti ñëw jafe-jafe nu mu mënti demee mais fexeel ba gëm ne yow nii mën nga koo transcender mën nga koo jéggi te loolu moom moo waral ñoom ni ngay gisee ñi respecté heure liggéey en terme de qualité amuñu ca moroom ak loo séq ak ñoom rek ñoom côté boobu noonu loolu benn mbir la moo xamante ne nii ñun dañ koo war a bàyyi xel te loolu mooy seen laytaayu développement. léegi comme danaa waxit lu am solo loo xamante ne Sénégal te am na samay mbokk yu ma ci doon waxtaanal ñoo xamante ne fële ca Maroc ay ñu jàmbaare sax ci turaas muridi bi dama leen ko doon wax naan leen am na liggéey bu am solo boo xam ne war ngeen koo bàyyi xel mooy ne turaas muridi bi nii mu nekkee nii da ngeen a war a def masx shamil def genre mawsu'a boo xamante ne nii da ngeen ci bu leen defee istiqra bi xool li nga xamante ne nii mën nañ faa istinbaate ay xiyam ci côté yu bëree comme lu deme nekk tey jii rahma inaayatu alwaqt inda Cheikh Ahmadou Bamba wala concept bu ne nga jël ko jàngat ko istiqra ko xool la ci am solo loo xamante ne ëllëg mën naa nekk un fondement institutionnel de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba lu mel noonu dafa am solo waxuma rek de sur le plan social ci defar diggante nit ak nit mais sur le plan économique même en termes de croissance et de développement facteur bu am solo la maa ngi koy expliquer sànq ne leen gis nga valeur yooyu noonu ak culture yooyu noonu dafa am lu ñuy tuddee une force d'inertie c'est-à-dire que ne ci wàllu physique la gën a jege sax benn doole benn kattan benn force benn résistance boo xamante ne nii dafa diis boo xam ne une fois nga actionné ko rek mooy ne lim lay jural ci ay effet démultiplicateur ak ci ay côté loo xamante ne nii daawoo ko foogi kenn xamul nu mu toll. moo tax loolu noonu gëm naa ne ab liggéey la boo xam ne xëy na ñu ko dégg fii nii danañ ci bàyyi xel ba nga xamante ne nii un fondement institutionnel de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba parce que du jariñ rek Malik ibn Abi da doon wax ci lu am solo naan laysatul mushkila an tumallikal muslim aqidatan huwa yamlikuha walakin al muhim an tarudda ila hadhihi al aqida fa'iliyataha wa waqi'iyataha fi hayatil fil hayat mooy ne pas-pas moom ku nekk ko am ci ñun waaye pas-pas balaa moo jariñ dëgg il faut mu nekk loo xam ne day bokk ci suñ dund ci suñ vie quotidienne yaa ngi dégg loolu pas-pas dama lay jox benn exemple ci faqr ci ñàkk ci l'islam ñàkk ñu bari dañuy jàpp ne benn facteur économique kese la mais ñàkk sax yamu su jawhar al aqida Aadama ak Awa lan moo leen génne àjjana ak garab bu ñu lekkoon lan moo leen ko waral xiif moo leen ko waral xiif moo ko waraloon kon da ngay gis ne ci l'islam dafa am moom l'islam toujours day am nazara shumuliya mooy ne du jël benn pàcc kese xool ko loolu boo ko defee rek après yeneen faay day feeñ ci yeneen côté moo tax loolu dafa mat a bàyyi xel lii nii liggéey boo xamante ne nii lu ma doon lancé la gis nga boo demee ci pays asiatique yooyu noonu dafa am lu ñuy ñoom dafa am benn diyaanal confuciya mooy seen diine mais seen diine jooju noonu dafa am philosophie comme liñ naan falsafatul amal fil islam wala falsafatul nangam ak nangam ñoom dañoo gëmoon ne diyaanal dafa am philosophie du travail dafa amoon doole ci ñoom ba nga xamante ne nit buy jàng dañ ko gëmooloon ne ko matière scientifique yi yow loolu boo ko jàngee taxaw ci loolu day gën a yokk sa ngëmug diyaanal confucius nga xam ne loolu dañoo fexe ba defoon ko ci ñoom ba nga xam ne ñoom buñ génnee di jàng sax après dañuy dem dafa am ay xeeti entreprise ak ay xeeti sociétés yu mag a mag yoo xamante ne comme ay Samsung ay Chevrolet ak ay Hyundai yooyu noonu ñoom ci loolu ku fa daan dem rek yow day mel na yow li gën a mag ci sa àdduna réaliser nga ko mais fii Sénégal boo gisee après indépendance tubaab bi nan la def fi mu toll nii boo gisee ñit ñi tàggatal ñit ñi jox du ñenn ñu dul ñoo xamante ne nii seen culture rek la ñuy jël di ko promouvoir di ko tas ba tax ñoom côté ay jàngalekat rek lañ doon former di former ay jàngalekat boo gisee école normale de William Ponty xëy école normale yooyu bëri woon fi mais ay écoles yoo xamante ne ci wàllu science la yu demee noonu doo ko fi gisoon. kantaa ñële nag côté boobu noonu dafa bokkoon ci seen diine ci wàllu matière scientifique yi lu demee nekk STEP science technologie ingénierie ak lu jëm ci wàllu mathématique mais ñun fii boo gisee loolu sax dafa dem ba jeexintal suñu système éducatif bi tey jii boo gisee sciences sociales yi ak littéraires yi boo gisee mu ëpp
ëpp doole ñi fay nekk ci étudiant par rapport ak domaine scientifique yeeg économique yi yaa ngi dégg loolu lu doy waar la. gis nga dafa am lu doy waar loo xam ne tubaab yi dañ koo def ci ñun te yëguñu ko wala ñu koy faral di fàtte wala di ko xaw di tajaawul mooy lan mooy ne l'idéal fonctionnaire c'est-à-dire que ne tubaab yi day former jamono yi surtout bi mu fiy doog a jóge sénégalais yi nga xamante ne après indépendance bi da leen a gëmloo ne leen yéen li gën a rëy ci seen àdduna lu ngeen di réaliser mooy ngeen nekkee fonctionnaire jamono yi ku ko daa nekk ab jàngalekat ngay nekk wala koo xamante ne ni la tubaab ba na muy doxee yow loolu rek ngay ñëw yow di ko nekk ci. lu jëm ci wàllu domaine scientifique yeeg wala lu ñuy développer loolu fexe nañ ba fàttaloo nañu ko ñu fàtte ko léegi nag ñun Sénégal dañoo am benn chance boo xamante ni miracle asiatique yi amuñu ko sama benn xarit dama ko doon wax naan ku mel ne Sëñ Tuubaa bu feeñe woon feneen fu dul Sénégal nañ koy gën a xamee ak nañ koy gën a jariñoo mooy nañ koy xamee ak nañ koy jariñoo mooy ëpp foofu ñun ñii niñ ko jariñoo parce que xoolal tubaab bi wala même dëkk yi yenn dëkkaat yi ngay gis kenn kuñ am rek duñ ko gëmee ba nga xam ne kooku noonu day nekk insaan mu assir ci seen dund benn leadership bu kooku incarné def ci ñoom lu bëree ci seen wàllu développement te yàlla subhaanahu wa taala da koo soog gis nga ay principe rek bu fekkoon ne moom mooy soppi dund moom mooy soppi doomu aadama kon du wàcce alxuraan du wàcce yenent yi mais dafa wàcce alxuraan wàcce yenent yi dañuy faral di wax naan al mahsuusu ashalu fil idrak wa a'zamu fit ta'sir min al ma'nawi loo xamante ne nii lu palpable lu concret la yow nga koy dund wala nga nekk ak moom jamono wala mu jege la kooku mooy gën a yomb fopp mu am benn influence bu mu def ci yow. te am na ñu yàlla baaxee ñoo xamante ne nii am na nuñ doxee ci àdduna ci suñ côté àdduna ak àllaaxira dana mën a sotti waaye malheureusement ñun dañ koo xaw a sàggane te boo gisee ci miracle asiatique yooyu gëmewuñ ko man nee naa la sànq Chine boo demee dañ leen a gëmloo ci benn xissa xayaaliya fictif benn histoire bu du dëgg ne leen seen maam yu king moomu noonu dafa fekk am montagne xeer mu jël ko def ko or rien que pour gëmloo leen ay défi gëmloo leen ne leen da ngeen a war a liggéey da ngeen war a gëm seen bopp ñun nag am nañ valeurs yooyu am nañ culture yooyu noonu mais malheureusement dañ koo sàggane dañ koo fàtte te loolu tubaab bi da koo def. gis nga ñi nga xamante ne dañoo màcc ci wàllu tatwiru zaat mooy li ñuy tuddee développement humain dañ naan asaalibu ta'sir buñ koy wax dañ ne juróom-ñaar la bi ci gën a suufee gën cee doye di mooy xuwa force am sa doole ak sa kàttan di ko teg ci kaw nit wala tahdid di menacer nit wala xidaa fexe ba ngay utiliser ay subtilité fexe ba nax ko wala lu jëm ci wàllu tabaadul nga échanger technique yi convaincre la bi ci gën a ëpp doole nag mooy iqnaa mooy convaincre nit indil ko loo xam ne xelam da ciy dal ak mën naa waxante ne xelam da ciy dal ak ixtiraam mooy respect. léegi nag ñoom ñi ne bi gën a am doole aqwa wa arqa wa a'la mustawayaat asalibu ta'sir mooy at ta'siru ruuhi al aatifi al wujdaani te loolu ñun boo gisee Sénégal mag ñi yàlla booleel la plupart loolu la ñuy def ci ñun. dafa am benn journaliste boo xamante ne ab Albert Louchy lañ koy wax bu bindoon benn article la France à l'heure de son clocher dafa ne woon al-qudra ala at-ta'sir in lam yakun al-hadaf al-asma lil insaniya fa in qadran muayyan minha lazimun ala ayyati hal iz min ghayrihi la yakunu al-mujtama muntijan hatta min an-nahiya al-aqliyya mooy ne ta'sir ci boppam pour am réew développé wala pour am réew yegg fa mu bëgg a yegg il faut mu am ñoo xamante ne nii ñu influent la ñuy doon ñoo xamante ne nii dafa am dañuy agir ci seen i mentalité ak ci seen i comportement ñooñu rek ñoom ñoo leen mën a jëlee ci benn étape bu suufee yóbbu leen ci benn étape bu ngant. léegi nag damay dem gàttal waxtaan wi ci tënk ko rek ci benn point ndax xam naa du ñàkk ay échange yu demee noonu léegi danaa tëb tey jii nii ban système éducatif lañu waroon a tëral ngir développer suñu réew wala émergence bi ñuy woote ñi bëggoon faa yegg wala yu demee noonu loolu dama koy itam ndax waxtu yi du ko mane même côté lu jëm ci wàllu bonne gouvernance ak affaire yu demee noonu léegi ma ñëw ci deux partie boo xam ne dama koy tënk te loolu sax xam naa boo gisee mooy partie bi économie islamique ajowoo ndax li ma doon wax rek mooy laytaayal émergence loo xamante ni mënta woon a ñàkk ci ñun mais malheureusement facteur humain ci développer li naan l'homo sénégalensis c'est-à-dire waaye iqtisaadi bi muy am nga yokk ko loolu sax plan bi bàyyiwu ko xel te loolu benn erreur bu ngand la léegi nag lan mooy position finance islamique ci stratégie de mobilisation
côté financement beeg yooyu suñu infrastructure financé nañ ko d'accord mais buñ sukkandikoon ci économie islamique ak ci finance islamique nan lay demee ci tënk rek. finance islamique ak économie islamique ci àdduna bi moom ku ne dégg na riir gi ñëpp a ngi ciy wax Sénégal mbumbaay ab mbumbaay la ndax engouement bi ci am léegi doy na waar àdduna bi fépp tubaab bi fi mu toll nii ñoo ci sax am na pays occidentaux yoo xam ne ñoo ci gën a xeej ji pays jullit yi ndax gis nañ intérêt bi ci nekk te ñoo fi gën a bañ l'islam français ngi ne xijaab ak yu ma xamut mais depuis 2007 après crise bi nii ci lañ yeewu Christine Lagarde bi nga xam ne moo nekkoon ministre de l'économie France tam nekk jiite FMI actuellement nii mu ne jamii al xulul allati nukaafihu min ajliha mudawwana bi wuduhin fi l iqtisaad al islami mooy ne après crise bi erreur yéeg mën naa wax ne problème yi am yëpp te crise te ñu yóbbee ko suñ bopp ak solution yi ñu ciy bëgg yëpp solution yi ñi ngi ko bind mu leer naññ ci économie islamique loo xamante ne ci kanam àdduna bépp la taxawoo te kooku tey ji institution financière bi gën a prestigieuse ci àdduna bi moom moo ko piloté kon loolu tey dañ naan wal xaqu ma shahidal aada kon loolu leer na kon jarul jullit ñi di justifier naan ñoom efficacité bi seen système financier wala économique am. léegi nag économie islamique nekkul loo xamante ne day ñëw naan leen déedéet bàyyi leen système économique yi ngeen yoroon wala ni ngeen daan doxee déedéet moom toujours day xool li gën a baax mu nekk ci wal aslu fil ashya'i al hill loolu qaida shar'iyya la bu ñu xam. yaa ngi dégg te loolu na l'islam di doxee yenn sallam bañ na ko ba ay mudaariba yi ngay dégg ay musharaka ay ijaara yii yëpp avant l'islam amoon na mais dafa ñëw tahzib ko tanxeex ko c'est-à-dire mu settantal ko xool li nga xam ne dëppoo na ak l'islam mu wéyal ko li nga xam ne dëppoowut ak moom mu bàyyi kon loolu day wane ne l'islam moom li baax toujours day ànd ak moom kon li baax dañ naan kenn du ko wutal l'islam ci aslu loolu ñu bëri dañuy def erreur lu baax kenn du ko wutal l'islam ci aslu wal aslu comme ni ko imam Shatibi di waxoon ci muwafaqat naan al aslu fil ashya at-ta'abbud moom bu dee ci wàllu diine ci jaanib ibadat bu boobaa al aslu an nahyi la ñuy wax sax moom nahyi parce que nit ki war a sos benn jaamu yàlla mais foofu noonu fi muy waxee mooy al aslu fil ibadat at-ta'abbud duna al iltifat ila al maani mooy ne dafa bëgg a wax ne ibadat jaanib ta'abbudi bi ci l'islam kenn waru koo justifier julli tisbaar lim nekk ñeenti rakka kenn mënu koo justifier fajar lim nekk ñaar rakk kenn mënu foofu la bëgg a waxe mais nag bu dee ci beneen côté ci jaanib muamalat jaanib aadat loo xam ne ci suñ mbiri jamono lay doon foofu moom kenn du iltifat kenn du soxla woon naan dañoo soxla aslu mais dañuy ñëw rek wéyal ko parce que loolu salahul insaan la hadihi sharia jaat li tahsilil masalih wa takmiliha kama jaat li ta'tilil mafasid wa taqliliha wa ta'tiliha kon sharia dafa dikk nekk salah nekk yëwénelu doomu aadama yi ci fii ak ca fële léegi nag ma tënk rek ndax ñu xool riba impact bi muy def ci économie ñun suñ plan bépp suñ mode de financement yépp yi nga xam ne utiliser nañ ko ci intérêt la lalu ba nga xamante ne nii dafa am lu ñu gëmloo nañu pour ñu financer suñuy infrastructure nécessaires yi nga xamante ne nii moom mooy waral suñ croissance économique il faut ay capitaux étrangers ñëw nekk fi pour ñu mën a financer loolu noonu. riba dafa am ay xutuura yu bëree danaa tëb lu bëri ndax waxtu yi du ko maye mais riba dafa nekk loo xamante ne nii ni muy doxee man dama ñëw lebal la xaalis duma la laaj foo koy def. duma la laaj ci ban projet duma la laaj projet ba est-ce que am na rentabilité wala amu ko yaa ngi dégg est-ce que am na impact socio-économique am na impact développemental wala déedéet riba man moom dama lay fay sama xaalis sama yónni date sangam bu joxee rembourser sama capital ak samay intérêt ba nga xam ne foofu faslu tamwil anil nashatil haqiqi moo am fële man lan ma lebal sama yónneekul ci lii nga investir jur na xaalis wala jurul xaalis am nay bénéfice wala am nay perte da nga may jox sama xaalis l'islam du doxee noonu léegi nag riba philosophie boobu muy doxee intérêt moom mooy tax moom dafay am benn croissance bu muy am day yokk goo xamante ne économie réelle bi du ko yokk ba nga xam ne nit dana investir pour mu war a fay après capital bañ ko investir ak ay intérêt du ko mën a fay ndax lu tax soit projet ba am na bénéfice waaye bénéfice yi jotewut ak intérêt yañ ko sas ñun loolu dañuy dal ci état yi nit ñi
ni ñuy financer seen infrastructure yi. bi nga xamante ne nii biñ gisee Mumbai bi am ak engouement bi am ci marché financier yi pour lever mobiliser yenn montant financier économie yi nga xam ne seen xam-xam dafa ñëw lool dañoo taxaw alerte pays africains yi même FMI def na ko daan na leen attention yéen a ngi financer seen i infrastructure ci ay prêt à intérêt waaye def leen ndànk am na ay yenn xeet infrastructure yoo xam ne pour ngeen financer ko ba amortir capital bi ba mën a rembourser dette yooyu dana mat 3 fois durée bu ñu leen di accorder ci intérêt yi ba nga xamante ne dañ la accorder intérêt mais yow da nga obligé fay intérêt boo xam ne la tax nga investir ko juru ko loolu dañoo dal fu bëri moo tax yàlla subhanahu wa ta'ala laa taakulu riba ad'afan mudha'afatan googu noonu dafa nekk lu doy waar loo xamante ne ni après crise bi i'jaz qur'ani boobu ci lay doog a feeñ. gis nga lii nii may wone lii dafa nekk comme benn kii la boo xam ne après crise bi dafa nekkoon benn exemple bu siiw bu ñu doon utiliser xam naa sax bii moom moo ko bii laa njëkk a wane après ma wane bii dañ ne fii boo lebee $1 fii waaxid min milaadil masih alayhi salaam à la 1 boo xamante ne taux d'intérêt bi mi ngi nekk 5% boo demee ba l'an 1000 da nga fay lu toll nii ci dollar loo xamante ne ni économiste yépp nee nañ kenn mënu koo lire parce que nii lii trillion sax fi mu toll nii kenn mënu koo lire lii ëpp na trillion bam jaaxal leen ñu ne déetawaay ñu ne boole mooy boo demee ba en l'an 1500 da nga fay lu toll nii xoolal li ci yokk ci chiffre boo demee nag ba l'an 2000 nag moom gis nga ñoom ñépp nee nañ kenn mënu koo lire ci ñoom ba nga xamante ne ulamaul falak yi astronomie ñoom ku ne xam na leen ci ay chiffres ndax ay milliers de kilomètres ngay dégg ñu naan la ci ay dagg nañ ko ci ay tierce ki seconde ki wala ci ay minutes wala ci ay heures ñoom dañ ne ñoom jàppoon nañ ne ci wàllu chiffre moom ñoom ñoo ci jëloon raw gàddu gi waaye tey bi crise bi amee ak scandale financier ak marché financier yi lii ci xew ñoom jël nañ raw gàddu gi jox ko ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy économie capitalisme bi ndax lii benn défaillance bu ngand la lii nii ci milliards dem nañ ba nga xamante ne tolloowut ak ni koomu àdduna gi toll da koo dépassé ay milliards et milliards et milliards gis nga bii nii lii $1 cent la gis nga $1 cent boo ko leboon boo xamante ne taux d'intérêt mi ngi toll ci 1,4% ci à la 1 fi waaxid miladi gis nga buñ demee ba 1890 yàlla xam na ne lu am la te ci calcul lu dëggu la lii nii planète bi la planète bii ñu nekk nii suuf seeg géej lépp ci diisaay dañ naan la mi ngi toll ci 5972 10 puissance 24 kilogrammes yaa ngi dégg boo lebee $1 cent ci or buñ demee ba 1810 da nga soxla pour fay $1 yooyu nga leboon lu toll ne poids ci planète bi loolu suñ borom mi ngi ñuy wax naan ñu laa taakulu riba ad'afan mudha'afa kon gis nga i'jaazul ilmi bi fi muy tàmbalee di feeñ boo demee ba 1910 nee na la da nga soxla 66 fois ni planète bi toll nga dem ba 2010 mu ne la da nga soxla ci 3677 fois ni planète bi toll kon lii nii day wane ne taux d'intérêt ci économie day dem di yokk goo xamante ne nii production richesse réelle bi du ko mën a attan du ko mën a compenser rawatina nag koo xamante ne nii dafa financer loo xam ne perte la gis nga suñ projet d'infrastructure yi ñuy financer la plupart ay impact socio-économique la am mooy ne nekkul loo xam ne ay rentabilité financière à part autoroute yu demee noonu dañoo soxla ay hôpitaux dañoo soxla ay voiries dañoo soxla ay autoroutes dañoo soxla côté yu bëri ci ay financement yoo xamante ne dafa war a am gratuité te yooyu noonu état buñ ko joxee benn durée boo xamante ne nii tegal ko ay intérêt durée bu gàtt bu demee ba mënu koo fay day joxe ne man kat may leen bu boobaa dañuy def i'adatul jadd wala dañuy yokkaat affaire bu fekkoon ne taux d'intérêt bi tey jii nii day nekk 1,4% mën nañ ko yokk ba 5% mën nañ ko yokk ba 12% saa yoo demee ba tële rek ñu ne la waa d'accord zidni uqriduka comme loolu xewoon ci jaahiliya yaa ngi dégg dolli ma lebalaat la comme yow tey jii tële nga maa fay danaa la yokkal taux d'intérêt loolu daloon na Sénégal ba nga xamante ne dañ naan la ci l'an 2000 bi alternance bi di doog a am suñ liñ am ci ay intérêt li nga xam ne jot nañ koo leb ci bor mi ngi tolloon ana chiffre bi sax waaw mi ngi tolloon ci 2600 milliards
ci l'an 2000 boo gisee nguur gi fi nekkoon njiitu réew mi fi nekkoon def na jéego yu mag daa nañ ko sax seetaan yi boobu maa ngi gën a nekk tout tànk ñi ne dem na Koweït baal nañ ko bor yu sàngam ak sàngam ak sàngam wala tubaab yi baal nañ ko bor yu sàngam gis nga xol dafa jóge ci 2600 milliards ci l'an 2001 dem ci 865 milliards parce que lan moo tax dem nañ ba économie Sénégal attandu ko affaire yi noonu la mel nag réalité boobu injaaz ilmi qur'ani boobu moom moo am ci riba te nit ñi saisiruñ ko lu dul après crise bi kon tënku ci yàlla doo nga wóor daal waaw léegi nag ñun tiit googu dañ koy am man ak keneen ak ku xam affaire ni muy doxee da nga koy am parce que milliards yi 9600 et quelques milliards yi ngay dégg nii te lépp nekk ay bor suñu réew nar koo gàdd mu nekk lu diis loolu lu mat a bàyyi xel la ak lii ci am ba pare li ci gën a doy waar gis nga loolu du ci yem parfois da ngeen dégg ñu naan taxe carburant bi dafay pour wan leen rek riba impact néfaste yi mu am ci économie dafay yokk xam nga tey jii nii parfois da ngay gis ñuy jooy naan carburant bi la may jar Mali essence wala gasoil moo gën a yomb Sénégal te pourtant Sénégal moo leen koy approvisionné Côte d'Ivoire gee boo demee donte approvisionné wuñ leen ko mais ñoo ñu gën a yombale yaa ngi dégg Mali boo gisee ma nga fay jar 734 1 litre super fii nii mi ngi fi Côte d'Ivoire boo demee ma nga fay jar 675 te loolu ci début mars bi la yokk noonu Sénégal mi ngi fi jar 795 dafa am ay études yoo xam ne Banque mondiale ci boppam moo ko révélé yoo xamante ne nii dañ naan pays yu bëri dañuy obligé bu ñu lebee bor ba intérêt bi sonal leen dañuy obligé di jël ay taxes di ko teg ci carburant beeg yu demee noonu pour loolu li ñu fay après ñu versé ko pour fay intérêt yu demee noonu bëgguma dugg ci yenn détail ndax mu ko waxee ñu ne politicien la mais fan yi yéen a ngi dégg ñu naan dañuy wàññi nangam ak nangam ak nangam bu ma ko waxee ñu ne nangam fekk du ci dara mais réalité dëgg kese laay wax lii am. ñaareel ba mooy lii ma leen di wax lii lépp ay rapport yi Banque mondiale la dañ ne duwalul xaaral ifriqiya tunfiqu ala xidmati dayni li ñu tuddee service de la dette mooy loolu ma leen doon expliquer ci fay bor rek waxuma capital de densement tunfiqu fi qitaa'i sihhati wa fi qitaa'i xadamaati sihhiya mooy na ñun li ñu war a li ñuy financé ci suñ santé li ñuy fay ci bor ci intérêt kese waxuma capital bi ñu lebale moo ëpp dem na ba benn jamono avant ñu ñuy baal bor yi année comme ni ñu ko baalee Sénégal demoon nañ ba seeni jamono li ñuy financé ci service de la dette kese moo ëpp li ñuy financé ci secteur bu mel ne santé wala leneen kon loolu ba tey mbindum suñ borom ko kese lañ faat léegi nag ma tënk ko lu gaaw ci lu 5 minutes rek ci mode de financement islamique yi nga xamante ne nii moo gën a efficace moo gën a dëppook charia te lii waxewu ma ko rek ne jullit la mais tey ci boppam ñu dul jullit ñoo taxaw efficacité boobu ak efficience boobu mu am ñoom ñoo ko seede pour financer infrastructure bari na fi mu toll nii même côté pétrole bi ngeen di dégg ñu naan feeñ na fi mu toll nii 2,5 milliards de barils yeeg ak 250 millions de barils yi ngeen dégg am na ay mode de financement yoo xam ne xëy na bëgguma cee dugg léegi ndax waxtu bi da ko jël mais dama leen di jox exemple rek ci tey ji infrastructure bu mu mënti doon autoroute Ila Touba bi ñu ko inauguré pare man en personne bind naa ci benn article boo xam ne dama koy intitulé l'autoroute Ila Touba encore une opportunité ratée par la finance islamique di expliquer foofu bu lu demee ne ko sukuk rek jëlal sukukul istisna jëlal surtout boo xamante ne surtout partenariat public privé bi nga xamante ne ñun mën nañ ko koo assister niñ liñ mënoon a am ci loo xamante ne nii kenn xamul nu mu toll te bu boobaa financement ba sénégalais yi ñoom ñoo koy defal seen bopp. par exemple tey jii nii autoroute Ila Touba bi ma joxe sax léegi lu ñuy dund ñun mooy autoroute bii ngay dégg jam ñaaño bi dañ naan la par jour dana génne 16 millions 15 millions de recettes par jour te ñi ngi ko li ñu ko financé 395 milliards suma chiffre bi na xut imaginez 16 millions par jour ci ay recettes depuis mu tàmbalee fonctionner ba léegi noonu te pourtant entre état Sénégal ak agence française de développement ak entreprise bi ko kii ak yenn banque mondiale xaw ma yeneen partenaires yi ñoom ñoo contribuer ba loolu ko ba defar ko fi mu toll nii imaginer tey jii chaque sénégalais dama leen di jox benn exemple chaque sénégalais bu fekkoon ne dañ koo def ay part 395 milliards yooyu def ko ay part ay titres ay sukuk ne yow kat sukuk bu sakk bu ne ñu ngi koy jaayee 5000 francs man am naa capacité jënd 1000 sukuk am naa capacité investir 3 milliards 4 milliards 2 milliards baykat ba am na capacité investir 15000 20000 kii ku nekk rek lala sa xol may la nga àttan nga def ko imaginer montant boobu noonu même bu ko matewul ñu wutaat yeneen partenaires yoo xam ne danañ ko def ci anam boo xamante ne nii
sénégalais yi après gis nga bu tàmbalee fonctionner gis nga 16 millions yi ngay dégg nii ci ñoom lañ koy delloowaat bénéfice yooyu noonu ñoom ñoo koy dem ba jëmmi jamono affaire bi mujj nekk mbiru état mbiru Sénégal gépp ñëpp bokk mais loolu ñun kenn daaxuñu ko. dama leen jox benn exemple gis nga Malaisie am na benn ligne ferroviaire boo xamante ne ci capitale bi Kuala Lumpur 1 milliard 500 millions de dollars lañ ko defaree état bi dafa def benn politique bu am solo mooy ne dafa fekk couche bi nga xamante ne seen loxo jotewul noonu ginnaaw dañuy am lu mu bon lu ñuy xëy di daan seen doole mu ne leen yéen kat ubbil naa leen ay portes yoo xam ne mën ngeen a ñëw investir balaa kat ñu am alal ñu loolu ñëw di ko occuper ñooñu investir def ci lañ mën le reste ñooy ñëw complété ko état ñëw projet ba taxaw la cay génne ci boppam malaisiens yi ñoo ko financé seen bopp ñoom ñoo financé seen bopp projet bi la cay génn ñoom ñoo ci jariñu xam nga ñu loolu kenn daaxuñu ko. da ngay gis même centrale yi ngay dégg damay joxe rek benn exemple loo xam ne dund naa ko ci benn séminaire benn exposé bu ñu doon def ci conseiller technique bu directeur général bi ci jamono muy joxe lu demee ne que sukkuku muraabaha boo xam ne dañ koo bëggoon a appliquer pour financer benn centrale électrique jamono yooyu ñuy présenté clause beeg yu dem muy nekk benn pas bu am important donte sax xaw ma fu mu toll mujj gi mais dama leen a jox benn exemple boo xam ne rek mi ngi am pour l'instant nii ci benn centrale éolienne parce que état dafa Senelec dafa am benn li ñu naan politique mix énergétique c'est-à-dire énergie éolienne beeg ak yeneen yeneen alternative yi lañ bëgg a jël boole ko mu nekk ko dem nañ ba nga xam ne am na projet boo xam ne 300 milliards la Africa Énergie moom moo ko gagné benn société américaine xaw naa sax indi coow lu ngand fan yi 300 milliards yooyu société bi dafay dem chercher ji financement yi ñëw produire électricité jaayaat ko Senelec état bi pour politique boobu la bëgg a jël léegi Senelec nekkatul loo xam ne day produire électricité mais non day am ñu koy produire ñëw jaay ko moom redistribution lay def xeetu société yu demee noonu 300 milliards yooyu noonu ay étranger ñëw di ko jël suñu réew luñ mënoon na structurer la mu nekk benn montage financier boo xamante ne nii xeetu sukuk ni muy doxee bu boobaa ci anam boobu lay lu demee ne ko sukukul musharaka bu ko defee nit ñëpp participer ci ñu xool yaa ngi dégg projet bi di dem ba nga xamante ne nii dina mën a bu demee ba sotti lu ci am ci rusum ak ci revenu sénégalais yi mën cee jariñ damay ci tëj waxtaan wi rek ci pàcc boo xamante ne nii xëy na kenn mënu koo citer ci 2 minutes rek mooy lépp loo xam lu ñu naan alqitaan ribhiya awil muassasat ghayr ribhiya lu demee nekk ay zakat ay waqf importance bi mu am ci économie xam nga ñun am ay couverture ñooy am ay couverture ni ñu koy def maladie universelle lañ koy wax waaw ak carte d'égalité des chances ak mën naa wax ne daal bëri na ay projet yoo xamante ne ci côté social état bi ñu ngi koy pare di kii mais foofu danaa ci wone loo xamante ne l'islam rawee na fa gaa yi mooy ne dafa am ñuñ ciblé ne ñoom ci boppam ñoom chaque année ci ay famille yoo xam ne seen loxo jotewul gannaaw dañ leen jox 25000 wala 20000 chaque 3 mois non chaque 3 mois daal xuma chaque 4 mois yaakaar naa par trimestre la yaa ngi dégg léegi 25000 yooyu noonu imaginez ab famille lumb nga jox ko 25000 yoo xam ne da cee nar a dund 3 mois xam nga loolu efficace buñ jëloon nit ku nekk ca famille ba ñoo xamante ne am nañ kàttan guñ mën a liggéey jël leen ne leen yéen kat mën ngeen a liggéey kaay ñu accompagner leen li ñu tuddee capacitation économique ak tamkiinul iqtisaadi yi au lieu ni ko institution microfinance di def wala PME yi di def ne rek dañuy ñëw jox la xaalis nga dem déedéet mais dañuy ñëw financer la accompagner la sur le plan technique ak même sur le côté information beeg yu demee noonu ba nga xam ne yow li ngay liggéey dañ ci mën a am dara dañ la accompagner côté agro business bi doog a dikk ba nga xamante ne yow sa projet dana nekk lu rentable loolu lu mënoon a am la mais malheureusement ku lay jox jën bis bu nekk di la ko may jàngal la nooy nappe moom moo gën mooy ne famille yooyu noonu danañ dem ba nga xam ne dana dis ci ñoom parce que pauvreté bi day yokk Sénégal population bi ñu ngi yokk en 2023 fa ñuy toll dana de ci situation démographique dana jéggi dayo kon fi mu toll nii li gënoon a efficace mooy waqf boo xamante ne nii doon na ñëw taxawal ko sénégalais yi même état bu ko neexee mais sénégalais yi ci boppam jëlal ko seen bopp en charge financer ko seen bopp nit ku ne ngir yàlla ngay def bu boobaa bu la neexee part bu nekk tey jii bu doon jar 1000 francs titre bu nekk nga ne man kat lii dama koy jënd 1000 francs yii nii wala lu ma sama xol may ma jënd ko ngir dimbalee ko ay nit ñoo xamante ne nii dañ leen ci taxawal ay projet
yoo xamante ne nii dana leen mën a jariñ ëllëg ba seeni mbir ñu koy financer seen bopp au lieu ñun ñuy dem di leen jox weeru nekk ay daggiti 25000 ki saaku ceeb yoo xam ne du jariñ dara te loolu dana dem ba jëmmi jamono du mën a continuer. dama leen di jox benn exemple boo xamante ne nii pour l'instant li ñuy tuddee concept at-tamkinul iqtisadi boobu capacitation économique boobu ma leen di wax boo xamante ne nii Koweït lañ ko defee non pardon Palestine la woon ak Yémen ak même Soudan appliqué na ko dañoo liñ naan doing business with poor lañ ko tuddee woon comme doing business bi ngeen di dégg mais ñoom dañ cee bokk maal faqir c'est-à-dire dañuy jëflante ak faqir nan la ñuy jëflante ak moom duñ dem di ko sarax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu dañoo jàngal lu am solo te loolu mooy base bii nga xam ne moom la économie islamique lay taayoo mooy lan ka doon ñëw ci moom daa di ñaan ab mutasawwil di saraxu mu daan ne ko yow soxlawoo ko rek sarax parce que am nga kàttan am nga lépp sarax dafa am ñu ko yeyoo waa ji sax dafa ñëwoon d'abord di réclamer paaram ci asnaafu samaniya mooy masaarifu samaniya yooyu yàlla tuddoon inama sadaqaat lil fuqaraa wal masaakin mais dem nañ ba nga xamante ne nii gis nañ ne loolu ci boppam masaarifu samaniya yooyu kooku amu ci àq daal parce que am na ñu ko gën a yeyoo mooy ñoo xamante ne làggi nañ wala màggan nañ mënuñoo dem di wutali seen bopp Yonent sallallahu alayhi wasallam daal di jox kooku benn exemple daan ne ko yow dama lay jox mu daan ne ko loo bàyyi sa kër mu daan ne ko bàyyi naa fa daal xeetu lu ñuy tëdd ak xeetu yeneen mbir yu xaw a doyee di noonu mu daan ne ko indi ko daal koy teg ci kanamu saxaaba yi daal koy def vente aux enchères daan ne kan moo ëpp li muy fay ci lii am ñu fay 1 dinar am ko wëlbatiku daal di fay 2 dinar mu daan ne ko 2 dinar yi mu daan ne ko demal nga jënd ci sémmiñ mu jënd ci sémmiñ indi ko mu daal ko ci takkal ak buum daan ne ko bu ma la gis li fi ay fan xaw ma ñaata fan waa ji ñëwaat indi loo xamante ne nii mën naa dundal ay njabootam mën na koo dundal daan na ko lii rek laa bëggoon ci yow mooy ne bu la yàlla mayee kàttan da ngaa war a dem di liggéey mën a ñoŋal sa bopp kooku ci boppam jamono mën naa dox ba muy joxe ji zakat ci boppam tey suba rek maa ngi gis benn rapport boo xam ne Banque mondiale moo ko publié ci juin bii nii boo xamante ne dafay saxal ne ñi gën a riche bu ñuy continuer di riche toujours ñi gën a ñàkk di ñàkk économie bi day stagné wu day taxaw léegi ñu ne kon il faut transfert di am ci di xool di transférer yenn richesses yi ci ñi nga xam ne yeyoo nañ ko bu ko defee ñooñu noonu buñ ko transférer ci ñoom it ñu wëlbatiku liggéey ba mënal seen bopp am pouvoir d'achat wëlbatiku jamono neex ba ñu dem di joxe ci zakat loolu li ñuy tuddee le rendement croissant ci économie dañuy dem bu fekkee ne toujours croissance bi wala richesse bi dafa concentré wu ci benn benn xeet rek dañuy dem ba jëmmi jamono affaire boobu noonu day feeñ ci économie bi mooy ne ñooñu sax danañ dem ba jëmmi jamono seeni entreprise wala seeni activité mën naa dem ba wàññeeku ba beesewu bëgguma guddal waxtu yi xaw na jege naa ko tënk fii rek li ci des ñu mottali ko ci ay laaj ba ñi yëkkati jotaay bi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin. jërëjëf Serigne Abdoulaye Diakhaté yaakaar naa waxtaan wi leer na lool ñu ngi lay sant bu baax a baax ci turu muassasatul Wafa di am mbégte lool ci waxtaan wi thème bi am na solo lool xam naa ni ñuy def mooy dañuy jox sëñ Mouhamad Mbacke mu def ab taxaw seetlu ci li nga xam ne moom la sëñ bi doon waxtaanee su ko defee ñuy fàttali mbokk yi rek ne suba incha allah Mouhamad si moo fi war a ñëw def waxtaan te ñu gën koo xam ci Tunkara def waxtaan ci Sénégal ilal amam maanaam Sénégal ca kanam su ko defee bu noppee sëñ Mouhamad bu noppee ñu jàllale laaj yi nga xam ne moo aju ci lii sëñ bi doon waxtaane li ñuy def dañuy jox sëñ Mouhamad mu def ab taxaw seetlu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidna muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi ñoo ngi nuyu bu baax sunu mbokk sunu gan bu tedd gi di rafetlu waxtaan wu am solo wi nga xam ne defal nañu ko ci yokkute ak ni ko lislaam maanaam buñ ko dee xool ci gisiinu lislaam muy sëñ bi waxtaan woo xam ne am na solo trop leer na itam naññi li ma ci njëkk a seetlu rek mooy bu ñu xoolee taqdim bi maanaam muqaddama bi doon na bari na ay terme ak ay expression yoo xam ne
dafay laaj ñi nga xam ne boroom ixtisaas lañ maanaam am nañ ak yër am nañ ak yittewoo pour xëy na mën koo xam dëgg-dëgg waaye bu ñu ko doon gàttal dañuy wax ne daal dafa mel ne waxtaan wi mooy al islaam huwa al xall maanaam jafe-jafe yi ñuy wax ak ñàkk jëm ci kanam gi nga xam ne réew jullit ñi rawatina sunu réew mi ngi koy jànkonteel dafa mel ne l'islam mooy solution bi nga xam ne yoon wi mu indi ak njàngale mi mu indi ak yoon wi mu tëral moom rek moo ñu mën a génne ci jafe-jafe yi sëñ bi sëñ Abdoulaye wax ñu bàyyiloo ñu xel bu baax a baax ne sukkandiku ci ñi nga xam ne ñooy tubaab yi ngir wax ne dañoo bëgg a jëm ci kanam daanaka ñàkk a xam suñu bopp la ndax tubaab yi moom duñu dimbale li suñu borom wax ne wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa ñoom seenu dimbale ñu du gannaaw ñoom duñu dimbale kenn ngir yàlla dimbale googu mu mel ni dañ la koy dimbale ci lu ñu lay lebal conséquences yi mu am sëñ bi junj na ko ndax dana am ay jafe-jafe yoo xam ne ay jeexit yu muy jur ci jikko yi askan wi ci seen économie ak ci seen culture loolu sëñ bi wax na ko baax a baax waaye wax na tomb bu am solo muy li nga xam ne mooy laytaay yokkute googu ñuy wax maanaam développement boo gis économie boo gis dafa am loo xam ne moo koy laytaay muy lu am solo muy ay jikko ak ay valeur ay principe yoo xam ne am réew bu fekkente ne bëgg nañu jëm kanam te bàyyiwuñ xel jikko yooyu ak valeur yooyu bu ñu amoon ay montagnes or tamit duñ mën a dem ci kanam loolu lu am solo la maanaam wàllu jikko yi moo tax ngir mën a jëmmal yokkute googu mi ngi tàmbalee ci soppi ni ko noonu la ko waxee soppi yenn tolluwaayu xel yi yenn xalaat yi ak yenn giseen yi ndax ni ngeen ko waxee dafa mel ne économie ab comportement la maanaam al-iqtisad sulukun bashari la dafa am comportement boo xam ne ci nit ki ni muy dundee ci ni muy gisee ndax al mazhabul iqtisadi bu ñu koy wax muy la doctrine économique mi ngi juddoo ci pas-pas ak valeur ak jikko yi nga xam ne moom la askan wi dund wi ñu am ci loolu ci la yoon wi ñuy jaar pour dem ci kanam maanaam ci lay sukkandiku mu junju wax ne bu fekkonte ne laytaay yooyu maanaam dooy dañoo delluwaat suñu jikko ak suñuy valeurs yi nga xam ne moom lañ am mu joxe ci exemple ci Cheikhuna Ahmadul Khadim ci kasbul xalaal ni mu ko gisee ndax al mazhabul iqtisadi dañu wax ne kenn mënu koo tàqaleeg maanaam mooy dañu wax ne al mazhabul iqtisadi yattasilu ittisalan wafiqan bi aqidati al mujtama wa falsafatihi wa nazratihi ila al amma ila al kawni wa alaqatihi bihi doctrine économique te mooy gisin wi nga xam ne moom la askan wi gis ci yokku mën a jëm ci kanam daf kenn mënu koo tàqaleeg ay pas-pasam ak ay gëm-gëmam man ne buñ jëlee tarbiya bi nga xam ne moom la sëriñ bi doon def ci taalibe yi ci bañ leen a xeebloo benn xeetu métier mu joxe ci exemple ci ñaari taalibe yoo xam ne bokkuñu woon ay métier kii dafa doon yëngu ci métier moo xam ne ci gis-gisu ñenn ñi dañoo jàpp ne métier mu suufe la donte métier mu suufe amut am ci keneen ki ci des di yëngu ci leneen loo xam ne dañoo jàpp ne ab noble wala ku bokk foo xam ne daal maanaam loo xam ne ci yoo xam ne dañ koo fonk bi mu ñëwee ci wan leen ne l'islam dafa soxla métier yëpp mu jël ki nga xam ne da doon jàngale defloo ko lu mel ne beneen métier moo xam ne xamee wuñ ko woon loolu mooy il faut ñu delluwaat ci suñuy pas-pas ak ci suñuy gëm-gëm kon bu fekkente ne dañoo nekk ci réew moo xam ne dañuy xeeb ay métier wala dañuy am ay gis-gis yoo xam ne dañ koy am ci wàllu métier yi loolu mën naa gàllankoor sunu yokkute waaye am na tomb bu ci am solo ndax xam naa ne waxtu wi du maye ñu dugg ci tomb yépp waaye am na ci tomb boo xam ne mënuñu ko ñàkk wax te mooy ci fii mu ko waxee surtout mooy dafa fàttali benn masuliya benn warteef boo xam ne képp koo xam ne da nga yeewoo ci réew mi waaye rawat na nga doon ku bokk ci Serigne Touba mu ne war nañoo bàyyiwaat xel bu baax a baax moom li mu indi moom sëñ bi maanaam ñi yàlla dogal ñu am xam-xam gis li sëñ bi bind xam ni mu doon dunde ñu jéem a génne ci dundinu sëñ bi ñu génne ci
ñu génn ci ay valeurs yi nga xam ne maanaam ñu génn ci aw yoon aw doxalin boo xam ne buñ ko jëfandikoo dana tax ñu gën a jëm ci kanam ndax nee na sàggane gi ñu sàggane njàngaleem sëriñ bi ak ñoo xam ne indi nañ ay njàngale yoo xam ne buñ ko toppoon danañ jëm ci kanam ndax nee na réew yi nga xam ne réew mu mel ne Chine dañoo sukkandiku ci seenu yokkute ñu ko sukkandiku ci gëmloo seeni doom ne leen dara tawu leen mu joxe ci misaal mi nga xam ne mooy dañu leen a gëmloo bi ñu nekk xale ne leen seen maam na fàtte tur yi am na seen maam yoo xam ne dafa fekkoon am aw doj aw montagne yoo xam ne aw doj la woon mu soppi ko or maanaam kon seenu yokkute ñu ngi koy jël ci seeni pas-pas di ko jëmbat ci seen doom bi ñu nekkee xale waaye ñun bu fekkente ne valeurs yi ñu am njàngaleem sëriñ bi ni mu amee solo ñu sàggane ko njàngaleem islam ci boppam moom mooy li ñi ko am solo sëriñ bi ñëw liggéey ci wàllu googu moo tax nee na bu fekkente ne bu ñu sukkandiku woon ci finance islamique kon ci lay gën ci ñun ndax riba suñu borom da koo tere te jeexit yi muy def ci yow askan war na ni fay exemple yoo xam ne doy na waar maanaam ku xam conséquences yi riba di def ci ab ciw askan da nga ko sori kon nag jëfandikoo finance islamique sukkandiku ci valeur ak éthique yi nga xam ne moom la sunu askan moom rek moo mën a jëmmal yokkute googu ñuy wax mu ne tamwilu islami alxaqu ma shahida bihi al a'da am na ñoo xam ne duñu ay jullit waaye nangu nañ ne finance islamique lépp lu mën a régler problème économique bi nga xam ne àdduna bi ñu ngi ko jànkuwut rawatina suñu réew mi finance islamique moom moo ñu ci mën a génne. loolu bokk na ci tomb yi nga xam ne jàpp naa ko loolu dañ ko doon yokk ci waxtaan wi rek ndax waxtaan wi tabarakallahu mucc na ayib yaakaar naa ne ñun ñu fi teew ñëpp danañ ci jariñu bu baax a baax kon sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax a baax sëñ Abdoulaye di la yóbbante ay nuyoo ci su mbokk yi di la sant bu baax a baax di la gërëm kon xam naa dañ lay bàyyi ak laaj rek. ci waxtaan wu am solo wi nga xamante ni moom nga ñu indil sëñ Abdoulaye Diakhaté ci turu muassasatul Wafa bi huquqil iman ñi ngi lay sant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem mel na liñ doon séentu ci waxtaan wi mu yokkute koom-koom ku déglu waxtaan wi te bàyyi ko xel di nga ci am lu kawe ci aw déggin l'islam mooy diine ji nga xam ne dafa matale bàyyiwul dara wet gu nekk l'islam joxe na fa lu mat sëkk loo xamante ni doy na sëkk waaye ñu fàttali mbokk yépp ni insha allah bu subaa professeur Mouhamad Sy ñu gën koo xam ci turu Tunkara nekk ci 2STV yor benn émission bu ñu wax Sénégal ci kanam moom lañ fas yéene séqal jataay bi bu altine Cheikh Sam Mbacké moom la ñuy dalal ci xaralay nosug waxtu wi talaata al ustaz Fallou Gueye moom la ñuy dalal muy def dawru zakat fi mukafahatil faqri mooy ni azaka di xeexe ak ñàkk alarba al ustaz Ahmadou Bamba Seck yoonu tabax am njàng ci la ñuy dikkal ngir nu man koo xam wala nu gën cee mën a amuk yokkute alxames al Cheikh Khadim Moustapha Lo moo ñuy dikkal ci suñuy jafe-jafe loolu mooy programme ñaareelu ay bis gi ci muassasatul Wafa sëriñ bi waxtaan wi mel na ni bokk yi bàyyi nañ ko xel bu baax jombul am na ay laaj yu ñu fi dikk donte dañ ko bind ci weneen wàll wi waaye kon di nga ci tànn yi nga ci mën a tontu rek insha allah tontonte ko kon ñu bàyyi ñu delluwaat la kaddu gi insha allah ci mbokk yeeg laaj yi. jërëjëf sëriñ bi jërëjëf am na mbokk yu fi indi laaj waaw ci nasaraan sax lañ ko laajee donte laaj yi am na yu xaw a nuroo nag waaye dañ ci pour ñu gàttal rek jël li ci gën a am solo bii dana quel est le modèle le plus efficace entre le modèle chinois et le modèle américain le modèle économique bi gën a efficace daal entre boo jëlee bu chinois yi bu américain yi man bu doon mën a dama naan modèle chinois yi moo gën a efficace lan moo tax exemple bi ma doon joxe ci riba rek feeñal na ko det bi li États-Unis yore ci bor tey li muy nekk réew mu avancé li muy nekk réew mu mag ëpp na 16 trillions dollars loo xam waxuma 1000 mooy ne benn 1000 milliards bu nekk mooy 1 trillion lu mat 16 trillions ba nga xam ne am na yenn économistes yoo xam dañoo am ak tiit que ne li États-Unis du ko mës a fay exemple bi mu leen jox ci 2600 milliards yooyu
dal ba ci 1800 milliards yooyu ñu baal Sénégal am na ñoo xam ne dañ ne baal rek lañ ko mën a def wala économie bi s'effondré wu daanu mu jeex tàkk une bonne fois pour toutes wala soit benn système bu ñu jël lépp mooy quantitative easy lañ koy wax. quantitative easy c'est-à-dire chaque année wala chaque période damay fàtte banque centrale réserve fédérale dafay tàppe ci xaalis benn montant boo xamante ne ni da koy joxe te loolu comme sax waru ko mais pour fay ko ñoom foofu lañ mujjee fi mu toll nii ci loolu la ñuy dox quantitative easy réserve fédérale bi di génne ay xaalis di ko defar di ko fay bor noonu lañ ko bëgg a jàppoo ak ci yeneen mécanisme yeneen question yi presque moom bii mu laaj rek moo yem ñaareel bi mu ne agriculture mbay ndax est-ce que l'agriculture sénégalaise peut assurer son propre développement mbay d'accord mbay moom ku ne xam ne Sénégal mënta développer lu dul mbay pays yi ngay gis fii yépp ñu développer boo gisee liñ naan économie dañoo transformer seen économie mooy ne dañoo amoon ay ressources naturelles soit ñu jël ko exploiter ko defar ci lu nit mën a jariñu wala soit mbay moomu noonu ñu jël ko produits yi ciy génne ñu diversifier ko génne ci yeneen produits yi fexe ba nga xamante ne loolu mën nañoo dem feneen di ko jaay mu mën leen a jariñ loolu moom moo ëpp avantage. Deuxièmement mbay ci Sénégal danaa ci soulever benn question problème la bu ngant parce que boo gisee ci vallée bi baykat yi ngay dégg ci vallée bi ñooñu dañuy bay ci saison bi di bay contre saison te lépp parfois banques yi ñoom ñoo leen di lebal la plupart buñ bayee ñenn ñi ci saison comme côté taw beeg yooyu noonu dañuy am jafe-jafe bay contre saison bi lan moo koy waral mooy taux d'intérêt yi dafay dem bay yokku léegi nag laaj na état bi politique bii mu nar a saxal ci mbay mu xool mode de financement islamique yi nga xamante ne nii dañ koo jagleel finance islamique da koo am te mu mën a bu baax soqali mbay musaara mi ngi fi musaaqaat mi ngi fi muxaarasa mi ngi fi salam mi ngi fi ñeenti produits yi xeeti formule de financement yoo xam ne mënees na koo sukkandiku pour développer mbay suñu réew waxtu yu bëriwul mënuma ci sori des na kon baax na léegi kon ñu jël benn question yi sëñ bii nii moom ci nasaraan la ko bind dane ma yenn historiens yi da islamique yi sax la wax waaw moom dafa fësal ne ci muarrixuuna islamiyuuna yi dañ ne xam naa da ngeen a jàpp ne nasaraan laa jàng waaye arabe laa jàng maa ngi jéggalu parce que thème bi ci boppam nature bi moo laajoon am na loo xam ne bu ma ko doon def ci arabe day xaw a kii daal mooy ne da ngay jógee ci day mel ne mënuma ko expliquer daal sëñ Amel mi ngi koy junj sànq mooy ne parfois dañuy da nga obligé wax loo xam ne ci làkku jàmbur lay doon boo ko jéemee wax ci sab làkk ruuxu mbir ma day dem wala soit na nga ko bëggee ñu dégg ko day des moo tax loolu maa ngi ciy jéggalu mbokk yi bu baax a baax a baax loolu moom ngeen kii ma ko ndax sama défaut ñu bëri dañ ma koy wax. ci question bi muarrixuna islamiyuuna yi ñenn ñi dañ ne développement réew mu mel ne France wala pays occidentaux yu ci bëri ci l'islam lañ ko tibbe asl ba cosaan la l'islam la loolu ci boppam tontu ci lu yomb lay doon ñoom ci seen biir damay fàtte benn je ne sais pas nan la tuddati moom dafa taxaw te loolu dafa leer mooy ne depuis jamonoy Charlemagne ak xawma kan moo nekkoon ci xukuma islamiye yi am na xeetu montre boo xam ne jullit ñee ko njëkk a defar yaa ngi dégg jullit mu dem jël ko jox ko benn roi bu nekkoon France affaire boobu jaaxal ko yaa ngi dégg ñoom ñi continuer seeni coopération di dem ba ñu jël ay nit di leen indi ci monde musulman nit ñi leen di former di leen jàngal ulum tajribi yi science expérimentale yi lu gis nga boo gisee ay Ibnu Jubayr moom ngay dégg ñi jàng nasaraan di jàng mathématique moom lañ naan algèbre Farabi ak Kindi mooy ne gis nga Ibnu Khaldun ci économie bi ñuy wax am na ay ñoo xam ne ay sociologue lañ nee nañ gis nga dañ naan ki nga xam ne moom moo sos économie Adam Smith lañ ko mais boo demee ci muqaddimat Ibnu Khaldun lépp lu Adam Smith ci wax Ibnu Khaldun jiitu na ko ci loolu rek day firndeel sëñ bi la question bi tontu ci loolu. ñaareel ba Andalus ay jamono ay boroom nekkoon na benn markaz benn centre boo xamante ne nii lu bëree ci Occident bi fa lañ ko formé ñooñu après ñoo wëlbati ko dem mooy ne boroom xam-xam yi ñoo xam ne ci wàllu science ak yooyu noonu du jeex comme ay Hasanul Haytham ak ñeneen léegi ñu bañ a guddal ci foofu ñëw ci question
pourquoi beaucoup de pays africains s'appuient sur l'aide extérieure pour assurer leur développement lan moo tax dëkk Afrique yu bëree ñuy sukkandiku ci ndimbalu pays occidentaux yooyu yu demee noonu c'est que am na nuñ ñu noote nuñ ñu naxee ba nga xamante ni ñoom bëgg ñoo perdre contrôle suñ kaw toujours di ñu nax gis nga ci ajustement structurel yooyu mu leen doon wax sànq dem na ci ba ñiy gëmloo nañu moyen d'état milieu d'état naan ñu nuñ koy waxeeti sax dem nañ ci ajustement structurel yooyu ba nga xamante ne nee nañ ministère du plan ba nga xam ne dañ koo supprimer woon ci ay jamono te loolu ajustement structurel yi moo ko waral te indiwaat ko ci jamono ji ajustement structurel yi moo ne woon yéen soxlaatu leen ministère du plan ñun lépp ñu leen koy defal. xam nga kon ñooñu noonu Lamine Gueye danaan wax naan tout ce qui est fait pour nous sans nous est certainement contre nous lépp loo xam ne ñu ngi koy def dañuy naxe naan ñu min ajli naa suñu maslaxa la suñu lu yéwén la ci ñun loolu nañu leer ne dañ ñuy nax te gis nga lii nii gis nga FMI ak Banque mondiale danaa leen ci wax gis nga gouvernement fédéral américain bi am na benn jamono mu ne dañoo war a càmbar caytu doxinu institution financière yi ndax li ñuy xaar ñoom doxal nañ ko wala déet ba sax projet bi ki nga ko confié woon Mercer lañ koy tudde xawma benn américain gis nga ko li mu rafet lu scandale la parce que dañ ne li ñuy xaar ci ñoom defuñu ko te ñooñu ci boppam ñoom ñooy bëtu pays africain yi ñun noote naxe nañ ñu noo xamante ne ci aide yooyu ci seen ndimbal yooyu noonu ak ci seen orientation yooyu noonu rek ci la ñuy sukkandiku ba nga xamante ne ñun dañuy gëmloo nañu seen ressources minières yi nii ñun loolu foofu rek la ñuy mujj def jël suñu ressources yi exploité ko buñ ko jaayee mën cee tabax te loolu xam ngeen ne mënta demal te ressources yooyu doon nañu gën a jëriñ Macky Sall ay jamono rek mi ngi naan war nañoo xoolaat loolu sax moo waral fan yii nii ñu réviser code minier du Sénégal parce que dañoo seetlu ne état Sénégal sénégalais yi li ñuy génne ci or Fongolemi bee ngeen di dégg ak yeneen ay zircon bi gi néew ni état bi tuuti la ci jariñu dem na ba gis nga li ci gën a bizarre man bi ma ko déggee damaa jaaxal état bi ci ay taxes rek la basé woon pour taxer sociétés yi nga xam ne ñoo daan ñëw di ko exploiter mooy ne benn part bu mu daan réclamer amul woon gis nga même condition clause yi nga xam ne moom lañ teg nii pour bu pétrole bi génnee ak sociétés yi nga xamante ni moom ñoo ñëw pour exploiter ko am na yenn yoo xam ne boo koy révélé day mel ne dañ naan la da ngaa contre état wala gouvernement bërki dem ambassadeur Venezuela bi dafa def benn sortie daan ne mi ngi dànkaafu Sénégal ndax ñoom pays pétrolier lañ mu ne mi ngi leen di dànkaafu ci yenn entreprise yu mag yi demee ne comme ay Shell wala Total yi nga xamante ni nii ñi ngi ñëw ñii signé ak ñoom ay contrat pour ñu exploiter suñu pétrole mu joxe ay exemple yoo xamante ne nii ci ay conséquences yu doy waar yoo xamante ne nii foofu lañ mujjee ak société yooyu noonu ci àdduna bi kon loolu lu mat a bàyyi xel la ci côté boobu waaye nee na fii est-ce que les coopérations entre les pays Afrique et les pays de l'Afrique et les Occidents et les waaw li mu bëgg a wax daal xam naa mbind mi moo xawta leer coopération entre pays africains yi ak occidentaux yi nee na ndax mën naa nekk loo xam ne source de développement la ndax mën nañ cee sàppi wu mën nañ cee sukkandiku pour développer lu mën a nekk la mais toujours àdduna ñaar yi moo am dafa am lu ñuy tuddee rapport de force ñaar ñuy ànd souvent surtout dañuy xalaat ku nekk nu muy mën a moroom bi ba nga xamante ne moom day fexe ba toujours di ko noot wala lu mën a exercer ci moom nu nga ko mën a naxee rek da koy def looloo tax suñu rapport yi li ak Occident loolu ci boppam moo ko entretenir ñoom bëgg ñoo perdre contrôle ci ñun ba tax seen politique toujours bi ñuy teg mooy politique boo xamante ne nii day nekk politique boo dañuy gaañ di leen profiter mais pas politique boo xamante ne day nekk politique équitable gagnant-gagnant loolu moom yaakaar naa moo fi rotoon ci ay laaj xam naa foofu rek la ñuy mujj yam bu amee leneen. jërëjëf sëñ Ablaye ci leeral yu am solo yooyu ñuy jégalu baax mbokk yi laaj yi dañ ko bind ci français looloo tax ñu doon ko jégalu rek te sunu ko xarala yëgu ca kii nag dafay laaj mu ne ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi nan lan mën a jariñoo ci manhaj ak njàngaleem Cheikhul Khadim pour am taux de croissance boo xamante ni bu aw yoon la mooy réew mi am développement baax ci kaw ni Cheikhul Khadim jàngale. question bu pertinente man loolu boo gisee moo doon sama laytaayu waxtaan gis nga loolu maa ngi profité ci tribune bii nii ñu gën a réflexion boobu dama ko posé ñi gën cee bàyyi xel gis nga mbindum Sëñ Touba li ma jubloo foofu noonu man damaa def benn comparaison entre pays yi ñuy tuddee an-numur al-asiawi les miracles asiatiques mooy ay Singapour ay Malaisie ak pays yu demee noonu ak Corée du Sud
àdduna bépp ñu woon àdduna bépp ne leen ñun manuel économique développé wuñ suñu li économie manuel économique di wax ak li FMI di ñu di développé wuñ suñu dëkk. lan moo ko développé dañoo am ay propre valeur yoo xamante ne nii ay réalité la yoo xamante ne ci suñu culture la suñu aada la suñu cosaan la suñu pas-pas la ba sax suñu diyaana lu confuciya le confucianisme bi ñu gëm dafa am loo xam ne ci suñuy valeur ñun moom lañ sukkandiku pour tabax suñu réew. ñun nag Sénégal boo gisee li ñu yàlla baaxee ci ay mag wax naa ko ne alxuraan bu fekkoon ne mabda rek mooy changé kon alxuraan du wàcc yeneen yi duñ leen wàcce yàlla duñu dénk ay mujaddid ay nit ñu baax ñoo xam ne ci ñun dañuy bokk ci ñun ñëw di beesal diine ji ak di yeesal ci ñun lu bëree bëri bu ñu yàlla boolee ay nit ñooñu ñëwuñu rek kese am na lu ñu indaale loo xam ne du fële rek àllaaxira déedéet gis nga lislaam li ma gën a metti danaa ko wax fii mu te Sénégal suñu waaraatekat yi gis nga taqwa rek laa leen di jox wallahi benn affaire la boo xam ne dañ koo xatal dafa mel ne dañ koo iñaane baatu taqwa wala mafhum lan moo tax li ma bëgg a wax nit ñi jàpp nañ ne ragal yàlla mooy dem ca jàkka ji di këppal ak di joxe azak wala dem di joxe aji màkka rek te wallahi sori na foofu gis nga mafhumu taqwa dañ koo war a yaatal dafa dem ba làmboog lépp xoolal yonent bi sallallahu alayhi wasallam exemple bi mu ci joxe benn bis saxaaba yi toog nañoo ak moom am benn waaye buñ seen fële mu jógee tool kenn ci saxaaba yi daan aka neexoon law kaana fi sabilillahi yonent bi lan la leen tontu in kaana xaraja yas'a li walidayhi aw li awlaadihi fa huwa fi sabilillah bu fekkee ne dem gee mu doon dem tool ngir dundal ay waajuram ak njabootam moo tax kooku mi ngi ci yoonu yàlla in qaamati saa wa fi yadi ahadikum fasila falyughrisha xoolal yéen sallam nee nañu même bu saa bu ñu ne woon tey lay taxaw kenn ci yéen yor benn car boo xam ne bu ko jëmbatee dana mën a jur dara na ko defar na ko jëmbat mooy ne xoolal ci ay valeur ak ci ay loo xamante ne l'islam ci ay xiyam lum ñuy woote ci ñun ci ñu développer suñu économie ñun nan lu tax ñuy gëm ne tubaab bi moo ñu gën a fonk heure ayatul munafiqi salaasa iza hadasa kazabo iza wa'ada afla xaalis boobu ñëpp ko mokkal xoolal gis nga fan yii nii li tax may naqarlu lii premier jour koor bi damaa dégg benn sociologue te loolu jàngat bu am solo la nee na bu weeru koor ñëwee rek dañuy seetlu ne activité yëpp day ralentir lépp day xaw a wàññeeku ndax peut-être nit ñi dañoo ragal xiif mais foofu noonu ma dégg ay ñuñ invité bëgguma kii kenn du fiir du lenn mais man sama gëm-gëm la ma dégg leen wallaay niñ tontoo après dama cee am lu ma bett parce que dama ne ñii dañoo tooñ l'islam parce que présenté nañ ko noo xamante ne nii l'islam melu ko wala l'islam jéggi na ko imaginez nit ki nga xamante ne dafa woor yow boo waree danañ la tere lu bëree toog da ngay toog sa bërëbu liggéeykaay weer wu jot nga dem fayu ji mais loolu lan moo ko gën a dis ci responsabilité alal ji ngay fayu lañ la war a laaj loolu dafay bokk ci sa koor nan la mën a yàqee koor foofu ci boobu la ñu waroon insister ci respecter liggéey bi ci respecter waxtu yi ak li ñuy xaar ñoom ba nga xam ne lépp lu ci am ñi bàyyi ko ngir ñi sacrifier ko ngir koor gi rek na leen leer na ñoom ak yàlla la mais loolu pourquoi discours boobu noonu mënuñu ko woon a tenir mais ñi jël affaire bi bëgguma sax nañ ko kiiwee mais loo xam ne daal sincèrement boo kiiwee dëgg da nga naan ñii nii dañoo naye moo tax ma ne ma fu mu taqwaa ci boppam dañ koo nay dañ koo xatal ci jàkka ji rek mais génn na ko ma nga ca bitig ba ma nga ca bus ba ma nga ca train ba ma nga ca tool ba ma nga ca fépp nit ki lu muy def ngir génn ngir lu mu dunde am ci bañ na ko ba jëfandikoo yi ñi nar a jëfandikoo après fi mu toll nii buñ yéenee am ni yéegu sell fi mu toll nii yàlla dañu ciy fay ci lekk gi ñuy lekk ak naan gi ñuy naan mais pourquoi pas ma fu mu taqwaa ak leneen mooy ne dafa soxla ñi kii ko tas ko ci yeneen furuut xadaariya gën koo yaatal nit ñi boole ko ci seen dund te gis nga loolu nit ki fu muy dem xiss bil mas'uliya boobu noonu nit ki fu mu koy kiiwi gis nga xola Jean-Jacques Rousseau mi nga xam ne sax gëmul ne yàlla am na nee na boo demee te loolu ci bien fondé yi nga xam ne mooy créer société bu mu mënti doon société bu idéal bu exemplaire danaan nit ki ci société bu mu mënti nekk boo demee bay def dara dangaa war a xalaat ne man kat lii bu ma ko defee est-ce que boobu lii may def est-ce que bu ko ñëpp defee dana baax wala dana bon mais kooku dañoo woo ci responsabilité individuelle dañoo woo ci ne ñun dañoo war a respecter wala dafa am benn moral boo xamante ne ni engagement moral boo xam ne dañ ko war a jël tijaaxar laa suñ digganteeg suñ borom tijaaxal axarina al afraad ci nit ñi ak même suñ xayaat amaliya parce que dañ naan al amalu saalih huwa naf'ul axarina bi kulli ashkalihi al amalu saalih ci l'islam bu ko kenn tënk rek ci defar mukketu jàkka ji déedéet
ci même sax boo fekkoon loo xam ne luy jariñ nit ñi lee ca marché ba ci lu mënti doon di jaay loo xam ne nit ñi dañ ci jariñu loolu day dugg ci cadre amal salih fondement loolu ko laaju question bi rek nga baal ma xaw naa ci tuuti mais pour ma wax loolu man damay proposer liñ naan un fondement institutionnel de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba c'est-à-dire que ne Sëñ Ahmed mi ngi koy gën a ci tënk yi mi ngi koy wax mooy ne jéem a def benn istiqra càmbar lim bind lépp xool liñ ci mën a istinbaati comme tey ji jëlal rek rahma mafhum rahma inayatu Cheikh Ahmadou Bamba bir rahma bil sidq bil wafa bil amal bil xidma ñaata ci ay mbir ba nga xam ne loolu mën naa nekk am mawsu'a bu boobaa te loolu liggéeyu xel la liggéeyu xam-xam gis nga lii ñuy def fan yii nii di woo naan dañuy binduwaat histoire du Sénégal yàlla xam na ne lii moo ko gën a nekk lu gën a nekkul exigent parce que histoire la ñu suñ benn professeur doon nee na affaire u doole la rek gis nga fan yi bu ñu ko fii bindaat ñu gën a influent ñoom ñooy nañ ko gisee noonu rek lañ koy defee gis nga moom xoolal kenn mënu koo répété lu xas ba weesu lii nii kenn mënu koo defati moo tax man li ma gën a gis na moo gën a exigeant mooy sëgg ci liggéey bu mel nii mbindum mag ñi turaas bi ñu jéem ci góorgóorlu. xam naa dañuy njëkkante waxtu bi rek ki da doon laaj li ñuy wax bourse sociale yi nga xam ne ñu ngi koy def ci wàllu jigéen yeeg yooyu noo ko gisee ci wàllu bourse sociale yi. waaw ta'awunat an-nisaa'iyya yi nga xam ne ñu ngi koy kii loolu noo ko gisee ci wàllu taux de wàllu tanmiya wàllu économique da nga ko gisee. xam nga cox naa ci tuuti bourse sociale yooyu ngay dégg man nee naa boo demee ñoom parfois da nga dégg ñuy sukkandiku ci ne boo demee tubaab déggal boo demee France chômeurs yi dañ leen di fay d'accord mais ñun dañoo soxla gis nga bourse sociale ki ko yeyoo mooy ki nga xam ne dafa làggi mënta dox mënta liggéey mënta def dara ñi nga xam ne ñoom lañ koy jox te mën leen a soutenir mën leen a accompagner mën leen a wutal ay projet noonu ci boppam moom moo gënoon a efficace mais sur le plan économique amul efficacité ku la ko wax da lay nax